asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna wërngal képp file ci cadre bi la incha allah tey ñu fas yéene sóobu ci lu bees tuddee ko Walf Grand Place muy émission boo xam ne fukki fan ak juróom yu ne daañu fi dalal ñaari kàngam ci réewum Sénégal ci wàll gi wala ci geneen wàll bu ko defee waxtaanee lu soxal réew mi. tey nag dañoo am mbégte dalal koo xam ne nii kilifa la ci réewum Sénégal ci wàllu politique kilifa la ci biir kuréel politique gi la di APR donte nag amoon na ci ndomba tànk xëy na. ak taxawaay bu mu ci amoon ak boo xam ne moom la ci am tey waaye loolu lépp ci biir waxtaan wi incha allah daañu ci dikk ci nu mu gën a yaatu bu ko defee ma bàyyi kon président Moustapha Diakhaté mu nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi lay nuyu di la gërëm ci invitation bi di nuyu waa groupe Walfadjri bi yëpp di nuyu suma kilifa gi ma bokkal waxtaan wi ginnaaw dañuy dugg ci at mu bees nga may ma rek ma. ñaan yàlla subhanahu wa taala mu baaxee nu ba at mi di atum tawféex ndax 2020 dafa bokk ci at mu rëy la malheureusement nag Sénégal yi mel na ni joxuñu ko àq ja ca war ndax mooy 60e anniversaire u indépendance Sénégal mooy aussi 20e anniversaire de la première alternance démocratique au Sénégal ma jàpp ne at la moo xam ne dañ ko waroon a consacré wu ci xool suñu démb fi ñu jógee ba fi ñu agsi fii la ca di rëq-rëq ñu seet nuñ koy saafara la ca lu baax ñu nuñ koy dëgërale waaye malheureusement mel na ne mbumbaay mi yóbbaale nu ba joxuñu ko àq ji nga xam ne moom lañ ko war a jox waaye am naa ñaan rek yàlla def ko atum tawféex ci réew mi yëpp ak ci yéen yi nga xam ne yéen a nekk ci Walfadjri émission bi nga xam ne nag man ak Jaraaf ñoo koy daloo ñu ñaan yàlla mu barkeel ba mu bokk ci émission yi gën a siiw gën a am njëriñ ci réew mi liñ fiy waxat nag amal njëriñ réew mi jërëjëf allahumma amin jërëjëf président Moustapha Diakhaté APR bu ko defee ñu bàyyi suñu consultant tey di Pape Ndiaye mën nañ ko ne maître Pape Ndiaye muy journaliste chroniqueur judiciaire boo xam ne nii justice moom ñu bari ñu ko miin xam ko ci lañ ko xam bu ko defee Pape Ndiaye dañ lay jox kàddu gi bàyyi la nga nuyoo dalal itam suñu beneen gan. waaw jërëjëf Pape Maguette ñu ngi nuyu askanu Sénégal di nuyu mboolem ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy bàyyi xel di nuyu également suñu ñaari gan yi nga xamante ne ñoom la ñu fi dalal di ñaan rek lépp loo xamante ne ñu ngi ko fi waxtaanee rek mu jëral njëriñ képp koo xamante ne yaa ngi ñuy bàyyi xel di ñaan tamit Pape Maguette initiative bi nga am ba taxawal émission bi suñu borom may la ci ndam suñu borom def ci barke ak bayre alors comme ni nga ko waxee tamit di rafetlu bu baax a baax rek taxawaay bi ak le fait que paysage médiatique bi dañu toll ci contexte boo xamante ne day jar lépp loo xamante ne préoccupation la bu société bi am rek askan wi am ko rek mu am benn émission wala taxawaay boo xamante ne daf koy am te yaakaar naa ni li nga taxawal émission bii nii ci cadre boobu lay dugg lépp rek tënku ci li nga xamante ni moom mooy ligne éditoriale bu groupe Walfadjri maanaam la voix des sans voix su ko defee kon dañuy am mbégte rek di dalalaat suñu ñaareelu gan mu daanaka mu doon kilifa goo xam ni kenn doonu ko présenté ti ci réew mi ndaxte taxawaayam ci biir société bi waaye tamit taxawaayam ci li nga xamante ni moom mooy fànn gi nga xamante ne moom lañ ko gën a ràññale ñu dalal ko fii muy jaraaf Youssou Ndoye ngir waxtaan ak moom xew-xewu jamono ak li nga xamante ne moom mooy tolluwaayu réew mi waaye tamit ñoom ñi nga xamante ne ay kilifa aada lañ nga xamante ne daanaka ñoom dañu seetlukat yi sax dañoo jàppale ñoom ay régulateurs sociaux lañ maanaam lu të état rek ba mënul dara ci nit ñi wala population bi ñoom bu ñu yëkkatee seen kaddu rek lu bëree bëri day saafaraw ci seen kaddu ak ci seen li nga xamante ni moom mooy seen jëfin kon seen taxawaay ci biir société bi dinañ ko waxtaane lëkkale ko li nga xamante ne moom mooy actualité jamono ji nga xam ne lu ñu tuddee licence des mœurs wala dépravation wàllu mœurs yeeg yu ni mel dafa nekk loo xamante ne lu fës la lool ci jamono tey ak lépp leneen loo xamante ni rek waxtaan bi aajo woon na ko dinañ ci ñëw faram fàcce ko su ko defee kon duñ def lu dul bàyyee ko kaddu gi mu nuyoo ak ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum adduna yëpp. nu ngi leen di gërëm Walfadjri di leen ñaanal yàlla yokk seen jàmm Pape Ndiaye Alaaji Maguette ak ñi nga xamante ne ñu ngi xëy si biir Walfadjri ak ña ñuy romb si mbedd yi waaye ñii ñuy toogal ku mel ni Alaaji Moustapha Diakhaté yal na leen yàlla may ngeen dundalu ëpp téeméeri at ak ñaar fukk ak ñaar amiin yal na ko yàlla def yàlla may sénégalais yi ñu nekk ñoo xamante ne dañuy gudd fan ba Afrique duñu jëw ne dañuy gudd fan ñun bu boobaa ñu leen rek kuy wax daal wax la ak yàlla waaye sant leen la def si cadre bi ngeen ñu oo muy cadre defar Sénégal di ñaan nit ñi tam dégg di ñaan yàlla def si cafkaloo xamante ne
kenn du fàtte wax ji ñu fiy wax. incha allah amiin. di ñaan it nit ñi comprendre. parce que nit dina wax soo ko laajul doo xam parce que sa xel moo toll noonu. parce que ñëpp yemuñu. ngeen baal ma. yal na leen yàlla dolli sutura. jërëjëf kon maître Pam Ndiaye jërëjëf jaraaf Youssou Ndoye bu ko defee kon dañuy rek fas yéene tabbi ci waxtaan wi njëkkee ko ci suñu président muy Moustapha Diakhaté Moustapha Diakhaté biñ lay présenté léegi dañuy Moustapha Diakhaté bu APR waaye ndax fi mu toll nii Moustapha Diakhaté mën nañ koo jàppee koo xam ne nii ba tey mi ngi bokk ci biir APR waaw. waaw loolu de moom. ndax APR moom parti la dañ ciy adhéré. man maa bàyyi woon PDS 2009 fekki Macky Sall bi mu fekk mu créé parti am ma adhéré ci. man sama bopp moom bàyyeeguma gisuma it nag lu war a mën a tax nit génn ma ci kon ba léegi mën ngaa wax Moustapha Diakhaté APR am te kon nag loolu mooy li mujj ci Moustapha Diakhaté waaye lépp solo nag mooy Moustapha Diakhaté rek moom. waaw loolu moom ëpp doole. waaye daa mel ne dafa mel ne nee nga bàyyeegoo yaa ci bokkaloon sa bopp te gisagoo lu tax ñu war la ci mën a génnee. waaye xam naa ne yow yëg na ne génnee boobu nga xam ne wax nga ko ñoom ñu ngi ko doon jéem waa APR ndax ndaje mi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall mujj na ko amal ak ay kàngamam wax na fa ay conseil discipline bu ñu war a indiwaat. waaw ba ku mel ne Mahmoud Saleh di ko sàkku ci moom ba sax dem ba sàkku ci ñu dàq ku mel ne président Moustapha Diakhaté ak kii di Moustapha Cissé Lo. waaw man de loolu bu ma ko déggee ree damaa jàpp. dama ne woon sax nag du ma ci prononcé wu parce que waxu caaxaan la. may fàttali waa Sénégal rawatina ki may fàttali nag mooy Macky Sall. waa PDS bi ñu bëggee génnee Moustapha Cissé Lo ak Mbaye Ndiaye assemblée nationale. la ñu leen jiiñoon booba dañ ne la moom ils se sont auto exclus du PDS. maanaam génne nañ seen bopp ci PDS. jamono yooyu kàddu yam ci yëkkati woon ñaawlu gam ko doon ñaawlu dara laa ci fàttewut ma defee ne ginnaaw moom itam waru koo fàtte bay def loo xam ne ba ña ko defoon ba mu ko defee da ko doon ñaawlu. kon yooyu moom buñ ci dugg parti moom dajale la. waaye du tasaare. waaw kooku moom nañ ci génn quoi maintenant bu dee nag parti bi dañoo jàpp ne maanaam nit ñi amuñu sañ-sañ wax seen xalaat kooku dañoo juum man wax samay xalaat jëlewuma ko ci parti bi constitution bu république du Sénégal moom ko may fu ma mën a nekk fu ne danaa ko fa def. waaw kilifa gi itam dem ba wax ne sax dafa mel ne kuréel googu di APR du jar kenn di sàkku ci ñu dàq ci ku mel ne Moustapha Diakhaté ak Moustapha Cissé Lo ndax ñoom ci seen bopp seen doxali ñoo ci génne seen bopp. ndax Moustapha Diakhaté du benn éternel opposant boo xam ne waaw ma ne loolu moo ko wax c'est-à-dire parce que nag xam mën naa wax ak man xam mën naa wax ak moom. ginnaaw dama koo lire rek parce que nag réunion ba communiqué génn na ci communiqué boobu man jàpp naa ne mooy li am solo li ñu mën a retenir. kon jàpp naa ne wax jooju waxu ko dama jàpp ne waxu ko dama ci rafet njort parce que nag li ma la waxoon sànq ne ba ñu nee Moustapha Cissé Lo ak Mbaye Ndiaye ils se sont auto exclus parce que booba dañu doon am lu ñu doon doxal loo xam ne PDS da koo ñaawlu woon te moom mu tax jamono yooyu kàddu yam ci yëkkati woon xam naa ko ndax ñaawlu woon na ko dénoncé ko d'ailleurs moo tax sax bi mu faloo nekk président de la République Mbaye Ndiaye ak Moustapha Cissé Lo ñu dàmp leen ndax dafa jàpp ne lañ leen defoon du yoon kon jooju wax moom bu fekkee mi ngi cim xelam na ko teg fi suuf bu fekkee moo ko wax na ko réccu ña nga xam ne ñooy wax ak moom itam nañ ko wax mu génn ci parce que loolu moom du ci am ndam. waaye maître est-ce que du la jaaxal tam waa APR Macky Sall woote réunion boo xam ne réunion la bu ñu woote ñuy waxtaanee lu soxal mbiri APR te président Moustapha Diakhaté muy teewu ca bay lire communiqué ba parce que moom da cee waroon a teew. non bu dee loolu mën naa la tontu ñàkk a dem gi non woo nañ ma ca réunion ba. waaw yow yaa ci man maa dem loolu itam nag yàgg na néew na lu may dem ci réunion APR parce que réunion bi ñaare d'abord parti bi réunion bi chaque semaine au moins moo ni ci statut parti bi daa war def réunion au moins maanaam benn yoon par semaine réunion yi ci day coobare Macky Sall la koy wootee te jàpp naa ne réunion yi dañ ko war a woote ci ni ko statut yi tërale benn bi ci des mooy ñaareel lañ fay wax duñ fa wax waxu réew mi wax yu mel ni wax yi lañ fay wax parce que damaa jàpp ne ku yorum réew ak responsabilité bi nekk ci yorum réew ak jafe-jafe yi askan wi jànkonte war ngaa mën a tal lu ne lu de di wax waxu Moustapha Cissé Lo ak waxu Moustapha Diakhaté man jàpp naa ne maanaam Sénégal war naa maanaam Macky Sall ak waa APR war nañu jombal seen bopp di dajaloo ci palais présidentiel salle des banquets de la présidence de la République nga xam ne ci àlalu Sénégal lañ ko tabax waaw ci teewaayu président de la République amuñu fa lu ñuy wax lu dul Moustapha Cissé Lo ak Moustapha Diakhaté je crois que ñoom mel na ne xamaguñ ba léegi seen responsabilité. alors man sama préoccupation ci wàllu googu mooy peut-être que mën nañ la considérer le fait que officiellement
amagul benn procédure d'exclusion boo xamante ni déclenché nañ ko waaye tamit askan wi dama bëgg question bi ñu régler ko définitivement mu leer ci bopp askan wi ndax tey jii nii taxawaay bi Moustapha Diakhaté doon am ci parti bi mi ngi koy continuer def digganteem ak njiitu réew mi naka la demee ndax jokkoo bi doon dox seen diggante ak ñoom depuis le début mi ngi continuer di am ndax mi ngi kii régulièrement di assisté ci instance yi lépp la ndax ñu mën a xam waaw loolu moom li ma la ci mën tontu mooy sama relation Macky Sall ci ñaari anam la bu njëkk ba mooy damaa nekkoon ci parti moom mu créé parti dama nekkoon ci parti mu ami jafe-jafe ma jàppale ko ca jafe-jafe ya te ne ca biir PDS bi ma nekkee PDS maanaam bi ko PDS dalee ci kaw man dama ko jàppale te nekk ci biir PDS nekk ci cabinet Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade nommé inspecteur général du parti teewul ba ñu dalee ci kawam dama ko jàppale parce que jàpp naa ne dañ ko tooñ mu nekk ci ba dem man bi ma bàyyilee sama bopp PDS ma ñëw fekk si ko loolu mooy adhésion militante maanaam mbiru militant mooy ceebara gi ma jël man sama bopp maanaam ànd gi ñu ànd benn anam bi mooy benn man maa tànn APR 2 moom maa ko tànn def ko leader politique te bàyyeeguma loolu maintenant nag li nga xam ne moom ndomba tànk bu mu ma dénkoon la Sénégalais yi ñoo ko jox mu dénk ma ko bàyyi fa ñu bari nangu na ko man loolu amu ci benn problème parce que nag damaa jàpp nit bu fekkee dafa laa jox dara nangu ko wax dëgg yàlla nag dénk la dara nangu ko war a cee meri nit kon kooku wet amul benn problème maanaam loola moo ma joxoon mbiram nangu na ko loolu it danoo booliwut parce que ba may bàyyi PDS damaa bàyyi mission bi ma Abdoulaye Wade ndomba tànk gi ma Abdoulaye Wade takkaloon ci biir PDS biir cabinet ak ndomba gi ma takkaloon ci parti bi def ma inspecteur général du parti damaa bàyyi loolu lépp ak Abdoulaye Wade ak teraanga ñëw fekk si Macky Sall boobu day wut amul dara kon ay ndomba tànk boolewul ay ndomba tànk duñu boole Moustapha Diakhaté dama jàpp ni tontoogoo laaj bi c'est-à-dire que dama bëgg nga leeral askan wi mu jeex benn mu leer seen bopp benn yoon sa diggante Macky Sall am na ñagas ba léegi wala yéen a ngi neexoo ah non xam nga Pape Ndiaye nit ki li mu xam mooy li ci moom jëm ci keneen waaw wala déet rek question fermée la amul déet Pape adduna gën naa yaatu loolu question fermée du ma ko tontu xam nga dama la wax ni man maa tànn ñëw affaire la ma ci tànnoon dara changé wu ci sama côté ndax moom sama diggante moom ak man ndax changé na kooku da ngay bàyyi boo ko invité ci émission bi nga laaj ko mënu ma ko tontu waaye comme yow yaa fi teew tey mën nga ñu ci indi non li ma la mën a tontu mooy sama diggante ak moom dara changé wu ci li jóge ci man jëm ci moom dara changé wu ci waaye nag ndax am na lu changé ci diggante moom ak man kooku xaaral mais jaraaf xam nga président bi ñu koy moment bi ñuy nangu ndomba tànkam aussi dafa am ci contexte bu mu amee xam nga wax na ko moo ko joxoon cëri bi moo ko nangu waaye bi ñu koy nangu dafa fekk moom itam mu am position bu muy am ci li Macky Sall di doxal di ko wax fu mu mën a toog xam naa ne liberté de ton moom am na ko moom am na sañ-sañu wax moom loolu moom ku ne xamoon na ko président Moustapha Diakhaté waaye nag dafa dem toog ci émission wax ci lu soxal mbiri 3e mandat loolu aussi la Macky Sall di bañ ko ci wax danañ ci ñëw ci kanam ba pare aussi wax ci exclusion kii sori Kaba wax ci joxe ci sa xalaat yow itam nga pare di nangu sa ndomba tànk nga yaakaar ne nag moom itam doxalinam xam nga buñ ko nangu woon peut-être jékki-jékki rek jël ko te dara xewul mën nañu comprendre peut-être confiance bi mu amoon ci yow wala gis na ne keneen na ko gën a yelloog yu mel noonu mais da ko nangu ci contexte boo xam ne foofu la problème bi nekk non xam nga contexte bi gënaaw xam nga lu tax man la ma wax ay wax yi ci Macky Sall laa wax loo xam ne da ko wax ba noppi la ma wax it ci constitution bi laa wax ndax Macky Sall bi mu prêté serment 2012 constitution bi mu tegoon loxoom dafa fekk mu limité mandat yi à 2 parce que limitation mandat Abdoulaye Wade moo ko indi Sénégal à 2 moom bi mu faloo ba nag mu dugg ci constitution bi lu bees gën a dëgëral ne ñaari mandat nit waru koo wees ñett le 31 décembre 2018 avant ñuy dem élection présidentielle pour 2019 def na conférence de presse journaliste laaj ko mu ne mandat bi su ma jotee dootuma wut mandat waaye sëñ bi kay lii waxaat ko dara nekku ci loolu rek laa waxaat ma ne kon man jàpp naa ne ñetteelu mandat moom Macky Sall nekku ci xelam ndax constitution bi xañ na ko te moom nee na du ko wut mais waxeet amoon na ci njiitu réew de est-ce que mu tam ci moom loolu itam nañu ko rafetal noonu nañu rafetal njot man damaa rafet njot ci Macky Sall ci woogu wet waaw Aïcha bi Diatta boo ko Diakhaté lu wér nga wax luy defar nga wax seulement am na lu ma d'accordul ak Pape ak sa waay comme yow da nga am suñu ngeen nekkoon yéeg si gaal gi mu ne ay ca na dox ngeen dem ba si biir moom mu jël la muy doon si yow da koy jox beneen sénégalais état nag état la tudd c'est ça man si sama xalaat li mu wax lu maanaam comme seen diggante ñagasul d'accord waaye nag man Alaaji Moustapha li ma d'accordul mooy lu toll ni parti nga xamante ni ruuxi Sénégal yëpp da nga fa am nit su fekkente ne dafay dox ba taxaw ba ngeen dem ba gàddu réew mi dafay jaadu pour que ngeen amoon ay sage
sage dafa war a am si parti parce que sage yi ñoo war di defare ñiy jàppante ñii bëgg a jàppante ak ñëpp parce que télé yi fii la ñu nekk li nga nekk nii d'accord naa si parce que bokk si mbir du tere nga génn dëgg gi parce que dëgg yàlla ko moom lii xew mooy mun nga wax si troisième mandat si année bii nga ko waxee mun na nekk lu ne mais man su ma doon président foofu du ma ko nangu bu ma ko nangee ne nangu sax damay bàyyi ba nit ñi fàtte ma nangu ko parce que man jàbbit gii ñu def si réew mi man d'accord ma si seulement loolu boo gisee dafa am ay nit yoo xamante ne si lu ñu nekk noonu la ñuy fonctionner te boo jiitoo waxuma la moom parce que man lu ma nëbut wax naa fii bii passé na président bi yor kenn gënu ko mais nit boo àndee ak ay nit yoo xamante ne baaxunu guddi baaxunu bëccëg du erreur yu mel nii lay indi heureusement bi nga ko toloore ko te xam ne Sénégal mën noo bàyyante fukki at mën noo bàyyante toujours mais lii wóor mooy seen instance yi ngeen di créer na ngeen créer ñuy defare parce que ay nit lañu te dañuy jàppante mag ñi dañu wax ne bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk te toujours ñu ciy sox maître yow xaw ma loolu noo koy atte man journaliste la daf may toj rek balay waat usurpation de fonction ma ne su bëgg jot dinaa seetaan ñetti télé gis nga émission yi ngay toog boo fa défendre woon ak yelleer kenn du la wax maître dégg nga wax bi maa ngi dëgg bés xam nga Sénégalais dañu am ay xeetu kañaan yu nit nekk benn boy buy ne faral di nekk TFM ñu koy ooy professeur mais biñ koy ooy professeur am na ko mun na xarit ba mu si jël crédit am naa non du professeur professeur la professeur mooy kuy jàngale te li mu xam moom xamu ko maître parce que da nga xam dëgg boo xamee dëgg yaa ngi sa biir avocat damay bañ ñu tribunal ne ma usurpation de fonction waaye maître moo ñëw a far sax moo waa tribunal la far lii nga wax noonu man dama ne xam nga dinaa koy faral di wax jàngkat diplôme moo tax ñu yóbbu nit fenn mais est-ce que ki créé bac am na bac amul dara amul bac dafa riiti rek bëgg sa foofu kii créé BFM sax xamul dara maître nga ku la wax neel waaw tabb nga ma gratu maître tey jëlal waaw moom bu jógee ci jaraaf moom dama koy nangu rek du maître léegi jaraaf ci biir waxam nee na Macky Sall waaw li wax na ne kenn gënu ko waaw kenn gënu ko waaw loolu moom jaraaf a ko wax xam naa ne xëy na du ñàkk da ngeen di jëflante lu tax nga mën ko xam waaye daal waxal maa ngi laa dégg waaw président parce que président suma président sa waaw léegi du ma la laaj seen diggante ak yooyu waaye da nga ne ci biir wax yi dafa problème mooy dafa am ñu ko jege ñoo xam ne baaxuñu léegi ndax jaraaf moom da cee xam ñu jege président ñoo xam ne baaxuñu ñoo xam ne mën na leen a dut baaraam ni diw ak diw mii dañoo jege président te baaxuñu ndax ku ne xam na ne jaraaf Youssou Ndoye moom xam naa ne li mu bëgg a wax nit mënu ko tee wax xam nañ ko ci jaraaf du ko làkk waaye ndax jaraaf mën na cee dut baaraam diw ak diw ak diw ne ñii baaxuñu man jaraaf sama rôle bu nekkoon loolu ma wax ko état mooy état dinaa la wax tey benn affaire waaw boo déggee ma ne ñi mu ànd ak moom ñoo baaxul parce que président bu waxtaanee ak ñoom ñu wax indi seen xalaat waaw la leen war mooy bu fekkee ay nitu dëgg lañu dana war a bouger dem këram fekki ko wala ñu seet nu ñu day ak moom pour waxtaan ak moom ci lu jëm si mbiri Alaaji Moustapha Diakhaté xam nga lu tax nit buñ lay xamee ak moom ngeen di ànd toujours fuñ la gis ko si borom da ngay ragal da ngay bañ ñi ñu xool la fekk ñu ko si borom waa ji Cissé Alioune Badara Cissé kii Alioune Badara Cissé El Pistolero Moustapha Cissé Lo ku baax la mais nañu xam ne nañu comprendre ñun tam ay jikko la ñu yor jikko yu ñu yor kii dafa tàng kii sedd ak kii mel ni kii mel na leen mais tey gi par exemple président soo géegee mu wax la loolu bari na fi loo xamante ne ñii def nañ ko mu ñu wax mu intervenir ñu rek la ko gis naa ne tamit soo buy am mu ngi am ñoom seen biir te yéen ñiy jàng école yéen a ko wax yéen a wax ne le lève lan sale se lave en famille yéen a ko wax man mii nekk CM2 jànge fii bu ma ko xamee yéen war ngeen kaa mën a xam mais man li ma jaaxal mooy ñiiroo
damay dégg sax nga gis soo gisee ma wax la loolu parce que si jamono Ablaye Wade man maa ngi woon si biir mais sunu problème moo doon da ngay dégg sax ku ñëw si ne non nañ laaj suñu cër ban cër nga fi am bu beneen Sénégal amoon xaw na tas xaw na tas PDS bii pas aussi da ngay dégg ko ne non ñun gisuñu suñu bopp ba démb maa ngi dégg si yéen xam nga yéen wala sax yéen waa Fadjri ñii la c'est information bi ngeen wax na am na ay kàngam yu nekk si biir PDS créé woon PDS nee nañ ñoom gisatuñu seen bopp si biir ana lu ñuy gis si biir da ngay mën a liggéey assemblée wala nga dem fenn di liggéey bu weer dee ñu fay la ak payoor lañ amaan yow Alaaji Moustapha ngi dëgg la wax mais bu mu koy gars yi ne ñoo reet ab garaatam sànni ko fële dégg ko ni mu ko xelaate moom noonu la ko gisee merewul président bul masa mere président te nit dëmb bu ko mere mais am na tuuti lu may gis si mais jaraaf moom bu merewul président te président mere ko nag waaye nit dina la mere doo ko mere après ñu defe rek boo demee réeréwuñ ci dara non xam nga ay relation président de la République ak kii ak citoyen wala di relation chef de parti ak militant du ay mere ki bañ a mere yooyu tuuti na trop xam nga li am solo rek mooy moom président de la République la nay doxal rek yëfu président de la République man bi ci des mooy kilifa parti bi la na doxal cëru kilifa parti bi mais ay mere ak bëggante nit ñi mën nañoo ànd bokk di liggéey ci dara te duñu juboo duñu noonoon naam mais duñu juboo waaye nag mën nañu ànd yooyu moom mais bu dee parti bi dafa am discipline de parti également am ñoo xamante ne ñoom dañ bëgg considérer seen bopp comme ay électron libre saa yu leen neexee génn wax lu leen kii wax est-ce que loolu tam du affaire moom kenn gënu ma ko xam tey nag parti xam naa parti moom yaari yëf rek la li tënk diggante nit ñi ci parti politique mooy statut ak règlement intérieur c'est-à-dire bala nga ne nit ki dafa def loo xam ne dafa discipline parti bi da koo laaj da ngay xool loola ndax parti bi tere na ko wala terewul lu parti bi tere su boobaa bu ku ko def booba mën nga ne wàcce maanaam da ngaa jooyalu parti bi benn su fekkente ne da ngaa def comportement boo xam ne xëy na dafay lor askan wi loolu parti bi mën naa jàpp ne yow ni nga doxalee baaxul su fekkee parti bi dafa daje jël décision ne nangam buñ ko def bu fekkee da nga koo def boobaa mën nañoo dal ci sa kaw c'est-à-dire que amul ku la wax mën a wax mbind wala film wala kaddu gu mën a teg baaram duut ne lii Moustapha Diakhaté da ko def après da koy tere non moom non xam nga Pape mais c'est que maître Moustapha aussi waa ay président biñ ma jëkkee dàq banque centrale 2002 xam nga ci lan tax ñu dàq ma gouverneur Charles Konan Banny dafa indi benn texte boobu ne mooy remplacer code du travail ma ne ko loolu du ci dal code du travail c'est une disposition d'ordre public benn gis nga Sénégal depuis 1960 benn yoon la askan wi wàcc ci mbedd mi te kenn daanaka wul kenn muy keroog bi ñuy défendre la constitution le 23 juin Pape texte yi moo ñu téye texte yi bu ñu ko sàgganee rek daanu maam gis nga texte yooyu ngay wax muy statut parti bi ak règlement intérieur parti bi mooy alxuraanu parti bi constitution bi ak loi yi ci réew mooy alxuraanu république bi suñu ko fa bàyyee rek dugal suñu xalaat su boobaa musiba nar na dal kon encore une fois man personnellement xam naa statut APR xam naa règlement intérieur APR jàpp naa ne bu fekkoon ne dañuy sanctionner nit parce que daa violé statut ak règlement intérieur Macky Sall la ñuy jëkk woo waaw mais déet waaw foofu moom day jar taxaw waa léegi yéen bu dee Macky Sall ci boppam moo jiite parti bi te yow nee nga bu doon dañuy seet pour violer statut parti bi yooyu moom la ñu njëkk a woo yaa ko wax waaye léegi lu mel noonu yéen lan moo tax ngeen koy bàyyi moom muy wéy di nekk seen parti te ngeen koy gis mu violer affaire am na 11 ans ci ren waaw Macky Sall ça fait 11 ans mu nekk président du parti waaw le mandat est de 5 ans bi mu jeexee mandat moom bi mu jeexee léegi mën na lu tax du woote congrès moom loolu kon damaa jàpp ne xam nga en réalité gis nga fi ma la bëggoon a xëcc mooy fan rek mooy nañu yittewoo les questions de fond question de fond ba ci jëkk mooy parti bii nu bokk te mu jox nguur Macky Sall naka lañ war a def ba dëgëral ko te jàng ci démb jaraaf du ma weddi parce que lu ko fekk la parti socialiste mi ngi commencé ñàkk nguur à partir de 1996 gars yi commencé mer ak rocc ko ba ci ñas dañu demee 2000 ñu ñàkk nguur gi Abdoulaye Wade mi ngi commencé ñàkk nguur 2008 bi ñoom Macky Sall commencé dem ak a mer damay bañ ñaari jaan yooyu mattoon parti socialiste ak PDS ci di génn nit ñi que nit ñi di génn bañ a matt alliance pour la république moo tax man sama problème
du wax yooyu ñuy wax nag maanaam fas yéene laa fas maanaam damaa fas yéene ñi nga xam ne dañoo bokk ci parti bi te parti bi seen yitte nu ànd pour taxawu li nga xam ne noo ko bokk muy alliance pour la république ba mu nekk parti buy dox ci statut ak règlement intérieur mu nekk parti boo xam ne dafay nekkal askan wi waaye du fi nekk di xuloo ci suñu biir mooy loolu laa la wax c'est-à-dire que mooy non quand je dis que ñu tënk ko ci statut règlement mooy ñu structuré ko ci dans les 557 communes du Sénégal dans les 45 départements ak 14 régions yemuñu foofu ñu fexe ba responsabilité yi xam ne nit ñi dañ koy takk ndomba tànk yi takk ci parti bi militants yi di ko takkal seeni responsable loolu la ñu war a def mu bañ a nekk nomination boo xam ne waaw depuis 11 ans amul benn disposition bu nekk ci statut wala réglementaire boo xam ne violé wuñu ko loolu la ñu war a régler bi gis mooy deuxièmement naka la ñu war a def ba parti bi nekkal fi askan mooy lan ñu organiser ko de telle sorte que parti bi dina mën a dem ci ruq yeeg ruqaat yi di xool lan mooy jafe-jafe askan bi mu di ko indil président de la République pour mu utal koy saafara Walfadjri laa nekk dafa am seen journaliste bi bokk na ci li may seetaan xam nga tax mooy saa su ma ko seetaan danaa gis ku takk morso bu xonq muy askan yoo xam lan la ñuy laaj am ndox courant sécurité li bu leen neexee ngeen def ngeen xoolaat émission yëpp film journal par journal télévisé yi du ngeen gis mukk askan wi taxaw waa APR taxaw ci seen wet alors que ñun suñu liggéey mooy xam naqaru askan wi ñu indi ko président de la République man jàpp naa ne ci loolu la ñu war a góorgóorlu au lieu ñuy wax waxu Moustapha Diakhaté moom mu neex ko mu naqari day dem waaye li wérte wóor mooy ñun ñi ànd ak Macky Sall yëpp dans 30 ans 40 ans ñun moom dong la ñuy fàttali li mu war a góorgóorlu te ñu war ko cee dimbali ñu fexe ba bu ko Sénégalais yi fàttaliku duñ ko jéppi Blaise Diagne ñu ngi koy fàttaliku moom dong te mbooloo la àndaloon Ngalandou mbooloo la àndaloon te moom rek la ñuy tudd Senghor mbooloo la àndaloon te moom rek la ñuy tudd Mamadou Diop Salika naka noonu Abdou Diouf Salika naka noonu Abdoulaye Wade mi la même chose bu ñu demee ba ci kanam Macky Sall dong la ñuy tudd ci noonu kon nan fexe ba ñam fii fekk du ñu jéppi ndax li ñu àndoon ak moom kon loolu ci la ñu war a góorgóorlu maître kon ñu fas yéene dem waaw jërëjëf kon xam naa ñaareelu partie bi rek mooy li nga xamante ne ñu ñëw ci wàllum société bi alors ci li nga xamante ne moom la ñu gën a séntu rek mooy jamono ji dafa nekk jamono ju doy waar li tubaab di tuddee licence des mœurs wala boog dépravation des mœurs dafa nekk loo xam ne lu fës la ci jamono ji maanaam jikko yu yàqu yi ba saa su nekk yenn kuréel yu mel ne ONG Jamra dañ leen ciy dégg lu bari ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy kilifa diine ak kilifa aada yi seetlukat yëpp jàpp ni yéen ay régulateurs sociaux ngeen maanaam seen taxawaay ci société bi dafa am doole ba nga xamante bu ngeen yëkkatee seen kaddu rek day saafara lu bëree bëri moo taxoon ñu bëggoon tey ji nii ñu gën ñu xamal li nga xamante ne moom mooy bu ñu nee kilifa aada mooy lan ak lan mooy taxawaayam ci li nga xamante moom mooy biir société bi xam naa fi ma koy tàmbalee sax mooy ñu bëri dañuy dégg jaraaf Youssou Ndoye jaraaf lan mooy jaraaf ak lan mooy taxawaay ci biir société bi ba noppi jaraaf mooy ki maamam sanc dëkk bi bu sa maam sanc dëkk nga dem ba si biir ñu ne dañuy organiser wu ku nekk xam ne ne Sénégal fii république lébu moo fi amoon république lébu nag bañ koy wax jaraafa tax ak ndey ji réew ndey jàmbur farba saltige organigramme boobu des grands sëriñ bokkul woon ci organisation bi parce que xam nga waaw gan ak borom dëkk yow nga moom dëkk bi gan gi ñëw nga teral ka jox ko ndomba boo seetee bii dañuy wax jaraaf bii dañuy wax grand sëriñ mooy lan grand lan la sëriñ bu mag bi la d'accord nga seen maam dafa amoon xam-xam kenn du ko weddi bi mu amee xam-xam te ñëw fii ànd ak sunuy maam si diine laa wax bu nu demee ba gis ne góor gi ku nekk xam ne ne lébu yi système boobu seen façon la woon bu ñu xamee ne kii mën na jàng te alxuraan lañ soxla dañ lay jàppale comme ni mu waree loolu moo indi nga dégg fii si Ndakaaru Njaay gii grand sëriñ man nga dégg ne grand sëriñ moo oote réunion Ndakaaru fii pour ñu waxtaan maa ngi fii toog maa nga convoqué man ak jaraaf Omar Gueye Samba ak jaraaf Gueye Khoudia après réunion sa Wakam boo demoon léegi jumaay Wakam fekk leen ñu toog ñu ngay réunion parce que jaraaf yi ñoo joxe ordre pour que ñu réunion bu dee Ndakaar waa Payen ñooy joxe ordre pour que ñu réunion seulement gis nga yooyu faute gars yi di ko def fii si réew mi moo indi lii El Hadj Moustapha doon wax parce que parti man duma la bëtu def naa politique
ay 1973 boobu ñu ngi nekk si Moussa Abdou Diop mais dañu mas a gis parce que xam nga parti socialiste li mu wax dëgg la lu ko fi bàyyi woon organisation ak lu xew ci lu ñaaw ñu defar ko mais tey par exemple APR fenn rek laa d'accordul président suma président la loolu ñëpp xam nañ ko danaa ko défendre su lu ne parce que politicien ñaari politicien moo am politicien boo xam ne dafa gis léegi lu mu war a faras mu faras ko ak kii nga xamante ne lii fi nekk léegi nii daf ko war a dëgëral pour mu tak dëgër ñu daan sane am na politique oto bu paan la ñii koy pousse duñ si yéeg mbokk yow loolu mën a day daal tey xaaral oto ba lay ñëw président yëgoon na dañ ko wàccee daan ko wàccee parce que moom deretam moo ko pousse ma di la wax ne la si loolu da ngay gis ba léegi sénégalais lu tax mënuñu am xam-xam mu jëm ci kenn ko nekk xam aada lu ko lal par exemple ndey ji réew mooy yor rang ministre de l'intérieur ndey jàmbur moo yor action sociale parce que gan bu ñëwee si dëkk si mag ña nga gis ne da nga fi dugg te amaloo fi ndiyaay amaloo fi maam amaloo fi bàyyi da nga war a dem si kër ndey jàmbur salaamaaleykum jàmm sante moom ne ko góor gi day gan la moom yoon daf ko may pour que na la joxam nekk guddi nga ëgse da ngay fanaan bu ëllëgee moom dafay dem ci ndey ji réew waxtaan ak moom ci cadre gan day ñëw na fi biir mais day itteem nangam la ñu dem seeti jaraaf loolu mu ngi am si ñun ba tey mais nun suñu problème rek mooy état yi jaar ci Sénégal si Senghor la commencé dañuy bëgg a jël pour ne lébu yi nañ féewoo bu ñu féewoo tasaare lébu gi su ko defee lébu gi du ñu mën a ànd xanaa ñoom parce que am na ñaari grand sëriñ waaw xam nga lu tax système la xam nga maa ngi gis sax si biir Facebook ñu si def ne lébu yi bés bu ñu àndee lébu yi bu ñu àndee Sénégal day gën a neex ñoom état ñoo bëggul beneen pouvoir maanaam bu fekkente ne dama li ma lay wax ni dama koy gis sax c'est man su ma dajeek ay ministre lu tax ma wax la loolu boo seetee lébu yi am nañ benn haut conseil bu ñu créé barka dem ba réunion nañ mais bu fekkente ne dañu déposer récépissé lu war état du Sénégal daf nu war a jox suñu récépissé parce que ay sénégalais lañ d'accord moo la de mais dañu téye récépissé bi ay ati ata ngi nii ba léegi nii départ dañu doon wax non ligne bi dañ koy changer phrase bi dañ koy changer dama ne gars yi bàyyi leen rek comme kii nañ leen topp rek ñu demuñu fenn. du président nee nga président bu baax la lu tee nga dox ci yow mu jox la récépissé bi. waaw du yéen a ngi gisee yaag président yéen a ngi faral di gisee di dégg. président si foofu laa lay profité ma wax na la. nun lébu yi bu ñu déposé pour am audience ak moom. ñoom ñii koy jot ñoo koy bloqué ba du ko yëg. moo tax nga ne ñu ko wër baaxuñu. waaw ñu bon lañ. nan ma tëj bu ma ne ñu bon lañ 80% yi baaxuñu laa la bëgg a wax. maa ne la président ku baax la mais tey jii président li may wax ni wax naa ko fépp ma su recevoir lébu yi est-ce que xam nga tey boo leen jigéen ñoon lu ñu lay wax. est-ce que nekkul di recevoir waaye fa laa jëm Ablaye Matar lay recevoir grand Serigne ak Papa Diagne d'accord nañu maa ngi koy wax keroog Papa Diagne fu muy liggéey du yaa wax ne ambassadeur itinérant Papa Diagne bu ko président doon liggéey loolu daf koy wane que dama ne seetal ma jaraaf Youssou Ndoye nga nekk mu préparer ma quelques lébu ñu ñëw Ablaye Matar sax dafay nekk assemblée nationale moo waa ji ñoo fa nekkoon mbokk jaxate mais président ci parti président la àndal su boobaa dañ koy wax ne ko président daf koy wax ne ko dama la wax jaraaf Youssou Ndoye parce que loolu mooy yoon mais ñoom bëgguñu def loolu
dégguloo ma ne récépissé bi ñàkk a jox au conseil bi te au conseil baa ngi dox xam nga la keroog ba ñuy jox ñi ma fal président sax dañ ma yëpp xam nga dañ yëpp ma parce que ba may fal dama wax ne dañ may fal ma ne déedéet man du ma faloon noonu de fal leen kenn rek ma jàppale ñu ne ma non insister ma ne déet su naree demee noonu day am ay conditions yan condition ma ne conditions yi mooy li fi mag ñi bàyyi buñ lay fal dañ lay wax bul contre buur bon bu ngeen ma falee élection yii di ñëw ñun dañuy génn pour dëral réew mi ñu toog coow bañ am dañ si d'accord man moo tax ma jël pal gi de mais tey gi fi mu ne nii danañ déggee réunion nga dégg ko wax sax mais da ngay gis ne dafa mer su ma la waxee ne réunion bi passé dew ma si réunion bi ndax loolu te su ma kër nañ koy réunion de maa nga sa biir tëdd pour bàyyi leen ñoom ñu wax seeni xalaat pour wax la ne la mag ñi dañ wax ne ñetti institution moo fi nekk maître dëgg ma bu baax institution yi fi nekk xam nga bana bana diine coutume ak politique mag ñi dañ ñuy jàngal ñun Lebu ne bu ñu jaawatloo mukk ay coow institution yooyu ñoom ñii nekk ci bureau yi te juddu ay 80 yi 84 dañ leen war a jàngal ne ñetti institution moo am ci réew mi mais duñ ko def man bu ma génnoon léegi dañuy ab soldat wala un gendarme wala un nangam un policier dafa may romba nii mu mel ni Pël Fuuta baylo la romba or que daf ma war a saluer oui jox ma suma cër bon am na nag su ma lay wax am na ay nit yoo xamante ne nit ñu baax lañu ñu xam luy coutume lañu parce que suñu aaday réew buñ ko sànnee dafa mel ne nag dañu sànni suñu boppa tey par exemple su ma la waxee sage yooyu wax naa ay yoon ma ne dans les normes am na loo xamante ne bu ku koy liggéeyal si réew mi kenn waru la fay waru am salaire dafay loo ne man Jaraaf bu ma président ooy rek ma ñëw ma ne ko Maguette Gueye réglé ko parce que bu mu taal réew mi moom mënul toog si place sangam jël ña fa nekkoon ñëpp dàq leen jël waa Ndula indi leen dañ ma war a fay dëgg laa wax yàlla liggéeyal wala de mais réew mi est-ce que gis nga ni muy demee kenn ku nekk si réew mi boo amee xalaat sa fit day dem parce que lii fi xew affaire yu Boddo Konté naan na nga luy Boddo Konté bu baax est-ce que loolu war na am cim réew warut a mën a am ci réew waaye loolu nga defee ne njiitu réew mi est-ce que njëkku koo commencé moom ci jëm boppam parce que yow nee nga ba mu fi toogee ba tey mos recevoir lébu yi bu jël seen récépissé te na ko joxu leen ko waaw xam nga président moom mooy koo xam ne lu xew ci réew mu bëgg mu bañ yoonu ma ngi ci léegi yow mënoo ne ku baax la bu pare ne tee na seen récépissé moo buñ ko téye leer na yëg na ne récépissé bi ñu ngi ko téye non man dama koy leeral waaw c'est-à-dire que loi bi ci boppam moo tere lu tudd jëm ci wàllum association religieuse ak yooyu da ko reconnaître en fait moo tax mënu leen am ngeen am problème pour am kayit dama ko ci doon dolli rek waaw loolu maître ko yaa ko fan maître léegi décharge du président en fait maître wax nga lu baax gis nga loolu nga wax noonu bii ñu demee banque bële GBS di denc xaalis Wakaam dañu wax ne il faut ngeen am benn association pour que ñoom ñu mën a téye jël xaalis bi man ka denc dañ fa mujj ut xaalis dem déposer gi bàyyi fa xaalis bi déposer yi jël reçu ba ñuy jox foofu moom la ñu indi pour que ñu mën a am association te yaa ngi ne yoon daf ko tere ngoon Sénégal lii ñuy def xamuñu ko ngoon man pour man li may wax ne on a des cadres en bois dans ce pays moo fi ne parce que bu fekkee dañu toog réunion état duñu fay ñu toog di taxawal loi bi nga xamante ne moo dox ci diggante association yi ak nit ñi suñu toogee ba gis par exemple lu mel ni religion ñu ne du mën a dugg ci biir programme bi coutume bi ci mën a dugg war nañ ko créer le tour wax naa léegi kii créé léegi bac wax naa léegi amul bac waa léegi jaraaf ba laata ñuy ba ñoo wax ci président Moustapha Diakhaté
moom dinañ ñëw ak moom léegi ci mbir yi ci des mandat beeg yooyu. mënuñ ci bañ a wax. waaw waaye yow Jaraaf. dégg nañ sa position bi nga am ci borom ñaari tur yeeg yooyu. waaw fi mu ne Jaraaf moom en tant que Jaraaf nekk chef ci lébu gi ci am ci cër bu ñu leen santoon yéen pour ngeen lijjanti loolu mu jeex Sénégal naka ngeen koy defee parce que yow li nga wax ci ñoom li ñuy dégg nañu. waaw ragalu ma ko tam. waaw tey ñu ngi fi. waaw. lu xew mooy seetal benn affaire yàlla moom moo ne ñu am ay doom xam nga la mooy indi façon yooyu yëpp dama déggoon génn góor mu ne ma juróom benn fukk 66 boo defee bismillah def salaatu boo man def 66 salaatul fatiha soo ko jëlee tuufi say loxo wala nga ëpp ko si ndox sangee ko xale bi ñu ne loolu soo ko defee sa doom kenn du kenn yàlla lay gën a bëgg diine gi lay gën a soxla waaw te ku bëgg diine doo mën a dem fenn fi xam nga dafa am loo xamante ne mag ñi dañ ko daan def léegi ñun Sénégal dañuy def ne ay tubaab la xam nga am na benn vidéo sax bu moyoon naan dañuy ñëw fekk nii tax ñii bi ci yéen fii bëgg rey ak mais c'est vrai yow sénégalais nga ceeb nga xamoon cere kirinkali ba léegi am nga beurre bi jigañ na piis dañ ko fi daan rang mag ñi dañ daan wëri piis rang dégg ne bàyyi diw dana am ab kii piis ñu rang ko tey jii nga toll fii nga mën a am doom mu génnee hôpital nga teg jël sa téléphone oo ku ne am naa doom mais bàyyiloo xel ci ne am na cosaan gi fi nekkoon yu mag yi daan def pour sa doom mën a tollu fenn fi bàyyiloo sa doom si façon boo xamante ne jinne du ko wecc ko bàyyiloo sa doom si façon boo xamante ne boroom xam-xam yi si réew mi nee ne ku ko def te ñaan sa doom diine même sa doom même am na sax beneen muy jàpp si biir paan da ngay jàpp si paan bi boo gën bàyyee paan bi nga ut beneen paan def si ndox soo si defee ndox jël paan bii nga def nii sotti ko si bële du ndox mi ndoxam jàppal boo ko sottee fële nga def ko si nga jox ko xale bi sang ko si dana tax xale bi soo ko digalee mu dégg dina tax aussi moom daf lay bëgg ñuy wax ne su fekkente ne sax da nga am doom ji jigéen te bëgg ko defal lii gën a óor mooy nga jël yaayam mu defal ko loolu daa dégg nga wax ci bon lii fi mag ñi bàyyi woon buñ ko sànnee fu ñu jëm man gisuma lu ñu war a mën a jàpp ba ñuy fàtte yooyu tey gi Sénégalais yi bari dégg nañ français alhamdulilahi rabbil alamin ak français du tuñ yow seetlu loolu gis nga Sénégalais bu dem France di fa xeex ñu naan dañ ko doon jëw mu jàppale doo jàpp kenn parce que xam nañ ne lii ñuy làkk dégg nga man dama bëggoon pour que ñu jàpp ne coutume buñ ko sànni dama gis ne bari na lu ñuy régler yu am ci biir société bi man dem ba 21h maa ngi arrangé 21h damay atte léegi bu ma añoo ko maa nga jëmaat gendarmerie nii su ma demee damay jéem a arrangé dinaa la wax tey lu ndaw nit dina ñëw sax di la wax fekk yaa ko ñëw nga ni ko dimbali ma rek nangam ak nangam mu ne déedéet kii def ma amel 100 000 boo amulee sax da ngay gëstu sa mag wala saraka wala sa doomu ndiyaay nag waaye yow doo ma dimbali si 100 000 mu ne waaw maa ngi la ko yónnee léegi bu la ko yónnee nga jox ko lu mu la wàññi di nga xëyeex lu dul jeex nga ngoon jot doo yor tous xam nga ndax da ngay régler ay problème ñun li ñuy liggéey rek état bi rek tey gii ñoom boo leen waxoon daan ñuy jéem a koñi koo bind du la jël koo waxal du la jël am na benn nit dama ko bind yóbbante wax ba tonna keroog ba mu amee jëf-jëf si la ma oo kii ma oo bi ma ooyee ba dama kan boo demee nekk 12 mu jeex waaw waaw parce que nit nag nga la lay soxlaa di kilifa comme yow nga taxawal fi administration man ma taxawal fi lii nga bëgg ma jël def ma golo foo may defee golo yàlla na nu yàlla jàppale
waaye nañu góorgóorlu xam ne respectante. jaraaf wax sànq dama bëgg ñu xóotal ko tuuti. dafa am loo xam ne dafa am 1960 dafa am xam nga sànq da nga wax ne Sénégal diine la politique la ak coutume. 1960 bi Sénégal amee indépendance ñi tubaab yi dénk réew mi ci politique dañu leen a génne yéen coutume génne waa diine loolu moo am 1960 soo gisee man maa ngi xalaat jamono yi nu ñuy def ba tabaxat lu ñuy wax la deuxième république pour delloo si waa coutume ci réew mi ci république bi delloo si waa diine ci république bi moo tax ma jàpp ne combat yi du combat warul nekk combat diggante ay ñaari grand sëriñ ci Ndakaaru wala ay ñaari grand jaraaf déedéet c'est-à-dire que yéen ñi nga xam ne yéenay doon le pouvoir coutumier yéen a war a joxaate seen loxo ci biir Ndakaaru ak ci biir réew mi pour ñu joxaale seen place benn la même chose ci ñi nga xam ne ñoo yor kilifa yi diine yi man li ma jàpp mooy nii mu amee assemblée nationale ñu fal député am conseil économique social am conseil au conseil des collectivités territoriales noonu la war a amee une chambre nationale des chefferies traditionnelles et religieuses su ko defee bu fekkente ne pouvoir politique daa muy def mu laaj leen ci seen xalaat ngeen wax ko yéen itam bu ngeen amee xalaat boo xam ne jàpp ngeen ne dañ ko war a def ci pouvoir politique bi dafa war a def ngeen wax ko je crois que combat boobu moo ci ngeen war a gën a jublu ci di nangu ñu di leen féewale parce que tant que ñu ngi leen di féewale ñi nga xam ne ñooy pouvoir politique moom seen xol dana sedd parce que dañ ñu ciy génne boo demee fu mel ne Côte d'Ivoire tey ji ñoom am na chefferie traditionnelle soo demee fu mel ne Bénin chefferie traditionnelle dañ fa am doole te Sénégal na wax dëgg yàlla la république lébu mais moo fi jiitu colonisation la république lébu yéen bi ngeen di am république lébu mais France amu ko lu mel ne la révolution Torodo Thierno Souleymane Baal xalaat boobu biñ koy am seen France amu ko soo ñëwee la charte du Mandé mais moo jiitu waxu tubaab yi man li ma jàpp mooy yéen ñi nga xam ne yéenay chef traditionnel yi ak kilifa yi diine yi da ngay sol saw daal ngeen seeti leen ngeen seet naka la ngeen di joxe seen àq ci réew mi parce que yow waroo toog naan président du ko recevoir président de la war recevoir par la force parce que institution ngeen c'est-à-dire que waru leen a ñaani audience da ngeen a war a bokk ci république bi di wax di dogal di dindi am na sànq loo wax loo xam ne damay bañ ñu cloisonné leen foofu ay régulateurs sociaux da ngeen a bokk ci république bi am rôle bu ngeen doon joué démb ba fi tubaab bi nekkut bi tubaab bi ñëwee mu am ngeen continuer rôle boobu ak moom ba mu dem bi mu demee nag Senghor ak ñi mu àndaloon moom li ñu leen def mooy yéen daal toog leen foofu rek yor seen xàmb yi sëriñ si nañu jullee gone nañu jullee néew yi ak tudd liir yi loolu moo war a deñ man boobu combat laa jàpp ne moom la ñu war a def pour tabax beneen Sénégal gu bees boo xam ne ñetti tànki Sénégal yëpp da ci yëg seen bopp muy le pouvoir traditionnel le pouvoir spirituel ak le pouvoir politique. waaw mais am benn affaire boo wax. dëgg la xam nga dama lay wax ne dangay tax ñoom état non léegi ñu ànd ñoo gën a ànd. ànd ngeen kay. dina booyee loolu la Abdoulaye Matar. ngeen ko damay lay sot. baax sax. góoral Papa Diagne dama lay sot. absolument. xamante nañu suñu biir la kenn amul jot toog si mbedd yi. di jàppalante xaw di marche non. maintenant nag boo gisee ma waxee noonu ci lébu yi. man daal di lébu xam nga lu tax. grand sëriñ da nga wax sax ne du lébu grand sëriñ Kajoor lañ jógee. ñëw lébu yi dalal leen dénk leen diini ji te man Kajoor laa dëkk. kon lu laalu lébu rek laal ma. waaw donc kon c'est-à-dire que dañu war a xalaatal réew mi tey parce que man gisuma lu tax. parce que doon naa ci wax tey Mbagnick Ndiaye bi mu nekkee ministre de la culture. war nañu seet quand même les foyers yi nga xam ne mooy foyer traditionnel ñi nga xam ne seen i maam ñoo gor réew mi. ñu seet naka lañ leen ciy dugale waat ba ñu bokk ci parce que man jàpp naa ne loolu du yàq réew mi da koy defar parce que nag li baax ci réew mi moom buñ koy xool ci pouvoir traditionnel bi la ëppee ak pouvoir spirituel jàpp naa ne ñi gën a yàq réew mi moom ñun ñi def politique la. parce que ñoo fi indi féewoo xuloo ak këpp kenn seetlu bi nga xam ne ñun ñëpp d'accord ci nañ mooy kilifa diine yi kilifa aada yi seen doole ak seen taxawaay ci réew mi maanaam xam nañ ko te loolu am la léegi li ci des mooy xeex ba ñu mën leen a boole ci mbir yi ngeen voilà loolu mooy wax bi dafa bari histoire te du noonu xam nga fan lay loolu léegi dinaa la wax tey lu ndaw Senghor da daan jóg guddi
dugg si man Abdou Diouf mi ngay gis nii di ma dégg di dund amoon na affinité ak mag yi bu rëy diine ji est-ce que Macky Sall am na ko moom. non Macky Sall ak gisoon ma ko loolu bu ma waxee dëgg rek ah te bàyyi dugg si sama maam yàlla jële mais jaraaf yow il est le président de tous mais les yow jaraaf man li ma Sénégalais. jaaxal mooy mbaax gi nga seedeel Macky Sall mais nit mais peut-être saa yow li nga bëgg defu ci dara ba seen récépissé déjà mënu leen cee jot. waaw mais Macky Sall Ablaye Wade wax nga ba ci Abdou Diouf. récépissé bi moom mën a gos xanaa ñu soppi loi bi constitution bi mooy tax ñu jot si parce que association religieuse bi wax reconnaître waaw la lay mu ne waaw. récépissé ou pas parce que man bu ma la wax man doo ma kayit kayit yi ñuy taw ni gëmoo légitimité gën légalité ah du yow yëpp dem nga yéen ñi dem di ko uti kay. xam nga man bu may wax mbooloo tax Ah. man nga dégg jaraaf bi Ndoye dafay histoire pour mon bopp man nga dégg doo ko dégg doo dem non dinañ ñëw ci yow ak mbiru foncier yi bu ñëwee ci foncier dinañ ñëw parce que jaraaf Youssou Ndoye xam nga amoon na fi jaar mbaaw mbaaw waaw boobu garaawoon na di jaraaf baala bu ma boobu garaaw na baala bu ma waaw dinañ ci ñëw léegi coowal tribunal léegi président wax na ko sànq nee na moom dina xalaat ci ñu defaraat quatrième république foog daan ko waxee président waaw deuxième république waaye léegi président moom bëggoon amoon naa envie loolu laaj ko lu tax loolu bi mu nekkee ci Macky Sall gépp fa nekkee def ko non jógu fa d'accord da nga xam nga yow da nga mel da nga dul déglu xam nga nee naa la wax naa ci Mbagnick Ndiaye moo yoroon ministre la waaw wax nga ci moom ci foyer waaye non mais naa ci foofu c'est-à-dire foofu lu ne laa ci def waaw lu ne laa ci def ndax toog nga ak président wax ceeg moom yow tam quand même toi aussi quand même c'est-à-dire loolu ku ñi loolu kay wax weesu naa ci wax parce que dama gëm ne parce que Sénégal ñun ñoo koy wax dañ ne au Sénégal il y a le pouvoir temporel le pouvoir spirituel et le pouvoir traditionnel dama wax ne Sénégal c'est un pays particulier boo xam ne tudd nañ ne ñetti pouvoir yooyu ñoo fi am mais fondamentalement benn pouvoir rek moo yor pouvoir muy le pouvoir temporel le pouvoir spirituel et le pouvoir traditionnel dañ leen a génne loolu ça date de 1960 toujours bees xam nga damay bañ ñu xam nga man su may def débat de fond du ma bëgg ñu di ma tudd ay Macky Sall yàggut Macky Sall li muy def ni dafa continuer rek li fi nekkoon moo tax boo gisee may delluwaat bi 1960 parce que foofu la rëq-rëq bi tàmbalee donc bu ñu bëggee intérêt général bu ñu bëggee defar Sénégal tey jii war nañu xool 60 ans yi jàll ni ñu doon doxee lana ci bon ak lana ci baax te bañ a focaliser wu ci ay benn président de la République Macky Sall wala keneen parce que bu ñu ko defee du ñu gis problème mu réew mi te problème mu réew mi dafa laaj kuloo maanaam xalaat bu xóot je vous donne un exemple en 1960 ñun ak Tunisie ñoo tolloon pratiquement développement en 1960 ñun ak Corée du Sud ñun ñoo tolloon développement tey jii ku dem Tunisie dem Corée du Sud xam ne ñooñu raw nañu la ñaar bari na yoo xam ne ñun ñoo leen jiitu woon 1960 tey jii jot nañu loolu yaafus la li ñu war a góorgóorloo mooy fexe ba 60 ans yi ñu jëm ci kanam doxin woowu ñu doon dox président yaafus boobu ci kan la dalee non xam nga yaafus moom d'une manière générale bu ñu ko mën a wax parce que pour man responsabilité ñi jëkk am responsabilité mooy le pouvoir politique le président d'abord le président Senghor ba ci ñun c'est comme ça qu'il faut procéder parce que sinon day nekk ay werante te li ma jàpp mooy li may wax nii sénégalais bu ne war na ko mën a wax nga bokk ci parti bi wala nga bañ a bokk ci parti bi parce que problème mu Sénégal malheureusement ngeen baal ma yéen journaliste parfois da ngeen di bëgg question polémique c'est-à-dire une opinion polémique bi ngeen di fabriquer man jàpp naa ne du loolu moo war a jëmale Sénégal kanam xam nga lan la ñu war a liggéey mooy une opinion consciente et une opinion publique exigeante mu mën a xool boppam gisi ayibam pour wutal ko saafara moo tax man ma jàpp ne li mu wax nii personnellement jàpp na ne tey boo demee Kajoor am na ñoo xam ne ñoo fa nekk soo demee Sine soo demee Saloum boo demee Casamance boo demee Fouta ñooñu war nañoo mën a dajaloo ñu créer une chambre nationale des chefs religieux et chefs coutumiers su ko defee ñu toog fa di bokk ni ñu dugal seen xalaat ci réew mi jàpp naa ne bis bu ñu ko defee réew mi dina gën a déggu naa sarax yoo fi joxe woon bay génnaat ci kii bi naan Macky Sall loolu tax dafa ko ba tey man maa ko doon suivre yàggul waaw sarax yooyu foofu tam yow yaa ngi faral di def yooyu di dugg di lëlu génn di voilà boobu noonu defar nañ ko waaw bari na yeneen sax yu ñu fi def xam nga lii kii wax laa la bëggee indil dëgg gi lii ñu lu ñu gën a dajale dafay gën a baax par exemple ñun bu ñu waxee dañ koy wéer ci coow parce que réew ñun li ñuy wër mooy réew mi bañ a am coow te suñu wóolere maam yi foo leen takk seen man àgg nañ nii ngay ubbi sa njaboot ñoom noonu la ñu ubbi seen njaboot par exemple si élection yi passé waaw
bii gars yi tëjee fermé réglé seen réglage yëpp bii ñëwee ba Sandaga policiers yi nga fa fekk dañ bañ na duutu laal est-ce que loolu baax na nga nekk sénégalais ab sénégalais ñëw ne dafay def affaire pour honorer maam Sandaga ko xool xam ne am na ñeneen ñu fa rax marché yi ngay gis nii sa jabarak sama jabarak keneen ku si dem si marché di nga daje Ginne dama lay wax benn affaire bu ñu arrivé woon bi nekkee xale dañu ñëw bitiku malal benn paaw tukulóor bu nekkoon si buntu kër gi puus na leen ñu toog boobu ñu ngi karaane di jaay affaire yi boy town benn xale bu jigéen bu rafet mu romb biñ si coow mu dugg si bitiku paa bi ñu toog di xaar mais bu ñu xaar waaye bu génnee waaye non waaye bu ko song waaye bàyyi mu song coowal nekk si song sax kee koy song kee koy song benn booy bu ñuy wax Ablaye Wade mu ngi may dégg ñu ne ko mais Ablaye seetal ñu femme bi si boutique bi yàgg na fi trop mu dem gisul kenn mu laaj paa bi ni kenn dugg fi bii ñu màggee la ñuy doog a xam yooyu yan la gis nga loolu ngay gis noonu jogul fii si Ndakaar ban nit moo am jot du toll ni rek gàddu potop soow di wër si réew mi di lijjanti di ne dafay tuur ay soow si ay xeer xanaa ngoon nga naan ko wala nga jox sa njaboot kaay ma wax la fii tey nga ñëw waa kër Cheikh Béthio waaw keroog bi yàlla defee ñu mer si nit la ne man de si ngoon wax nañ ma ne ma rek si 2 heures laa jékki-jékki mu mel ni dañu wax ne dañu am problème bu ñuy réglé ma jóg jël soow maa ku ñu wax lay sekk mu ngi fii ñu réglé suñuy réglé ba dem renforcer soow bi di tuuru ba dem teeru bàyyi soow bi ñëw ba place de l'Indépendance mu jeex ñu jël côté bi bàyyi côté bi bàyyi RTS bàyyi feneen ak feneen pour wax la ne dafa am loo xamante ne noonu mënuñu expliquer lépp mais ñoom ñi nga xamante ne fii la ñu dëkk ci réew mi di làkk olof di làkk joola di làkk séeréer di làkk wu am ci réew mi ñoo la gën a xam ne ñun rek occupé ñu réew mi diine la ñu gëm te ku wax diine da nga fa dégg jinne ku wax diine di nga fa wax nit yàlla ñaar ñooñu la cité si diine am de alaaj Moussa ngoon tey bu ko man je vois mal waaw man Ngera du ma la nëbbatu ma génn rek romb nii ak suma affaire nga gis xale bi tuuti sax di ma gis yuux daw téye ma tardeel ma mais dafa neex mais yow nga nekk ministre wala nga nekk directeur de société si dara nga nekk dugg si loolu beneen affaire dama lay wax lu leer lii tax ma wax ni président na xool ñi mu àndal ñan la ku laaj ci wekki bu mu ko wekkee rek tekk suuf daf ko war a wekki dóor ko si miir bi waaw xam nga dax dañuy dem seeti le roi du Sud ñu jëm Casamance lii nu amoon dañ doon ragal rek mu manqué ñu bind ministre yi pour demander leen pour que ñu dimbali ñu pour que dañuy dem seeti le roi du Sud est-ce que nga defe ne mais benn ministre jël bind wala sax mu kay jàng fi pour tontu leen ñu sax pour wax ñu kat ne vraiment dama nii damay nit dafa am nooy dundee gis nga li ñuy def nii su ma la waxee ne benn affaire ma wax ko fii mu leer boo demee gendarmerie Ouakam lu fa am gendarmerie la comme gendarmerie yëpp waaw mais cosaani dëkk bi am na lu su nekk am na loo xamante da ngay waaru keroog ba ñu toogee wala defaraat gendarmerie bi waaw man nit xeex na ma si xeex laa la wax waaw parce que da nga am garaat ma ñëw bi war a stock waaw war a wax ak chef de brigade bi waaw mooy ka fa gaañoo mais yow nga dépassé sama sax sa jaxate ak moom ne lii moo wax kenn du ko def pëlëfute bi njëkk yeeg dafa daanu dee lu ko waral est-ce que man bu ma jógee pour defaral suma réew mais nit ñi dañ war a boo ma meeree woon sax nag war denc waaw kay mais su ma la waxee ne la
dem nañ ci ba nga xamante ne ñoom seen boppa dañuy tëj seen i bunta mu demee ne nen dañuy indi gendarme ñuy war a garder foofu ñu koy defar dañu war a inauguré mënul nekka parce que ñoom ñoo la man bi ma demee ba ci biir dama naroon ëffal mais bii ma ëffal kan ak kan ci bàyyi leen ak jinne yi waaw kon yow mën ngaa maîtriser jinne yi noonu ba non dañ leen di ñaan waaw yow dañ leen di ñaan mbaa fii indiwoo fi ay jinne rek déedéet ñun amuñu jinne yi ñuy wax di def bon dama la bëgg a wax ne la Sénégal waaw dañu bëgg affaire tubaab gëmatuñu léegi ci yow la ñu ñëwaat léegi ci affaire foncier foncier bi waaw foncier am nga la war a wax mu ngi fii ma wax la tey faaw ñu ñëw ci parce que mbaaw sànq xam nga nekk baaloo ñu ngi ñëw mais dañ koy def lu gaaw rek li ñu cëral ci waxtu lu ci daanaka presque jeex na président troisième mandat bu Macky Sall àndoo ci non du man Macky bañ a ànd xam nga man citoyen sénégalais mais bu ko bëggoon ndax di nga ko jàppale damay ñaan yàlla bu mu ko bëgg rek waaye bu ko bëggee nag président bul wax dégg nga li ma la wax de dama ne la yàlla bu mu ko bëgg rek xam nga bu mu ko bëggee moom ginnaaw man sam bu muy xam maa koy sumi sam boppam déet day jafe ma tontu ci mandat président de le mandat du président de la République constitution bu Sénégal moo ci wax constitution du Sénégal moo ci am sañ-sañu wax ci wax na ci ba noppi li may ñaan rek mooy ñun ñëpp ñu tënku ci waaw mais bu paree ne day laaj mais président foofu jaraaf yow ndax bu paree woon ne day laaj di nga ko jàppale kan si Macky Sall troisième mandat boo laa wax bu paree woon est-ce que duñ ñaan pour que président si boppam réussir affaire pétrole beeg yi ba xale yi liggéey parce que attention waaw man damay dégg toujours ngeen di wax si troisième mandat mais bu fekkente ne parce que attends ñun dañuy dugg si loo xamante ne dañuy risqué tey jii président ñun nga defe ne ñun bu fekkee dañuy ñaan yàlla rek est-ce que nga defe ne waruñu ko ñaanal yàlla pour que li mu dugg mu réussir ko absolument su ko defee xale yi mën a liggéey nit ñi mën a nekk seen doom ka sigi ba réew mi kontaan ba réclamer troisième mandat waaw dëgg loolu man bokk xam nga man si góor rek laay wéeru parce que suma problème mooy damay wax toujours ne président yàlla na réussir parce que bu réussir xam nga noonu Sénégalais dañ baax de trop su réussir léegi nga gis benn groupe jog ne wooy président bu ko fee mu doon ñun ñoo ko jox ñoo ko ne jëlal troisième mandat waaw mais bu réussir même président bu réussir woon même bu réussir woon dafa war bu réussir waaw warul dem xam nga daal warul dem bu mandat bi jeexee na waaye kaay mu wax la xam nga télévision lañ toog bu ma wax waaw mais nanu jàppane politiciens yii nii waaw duñu ay nit man lu leer laay wax xam nga pour lan bu fekkoonte ne tey dafa réussir waaw bañ mu réussir moo tax ñu koy kar nii lu mu def ñu xëpp si kaani c'est loolu lu mu def dañ siy xëpp kaani ñoom waaw ñoom dañuy wax ne baaxul rek mais loolu la rôle opposition mooy mu pousse président pour que mu liggéey mais man li ma d'accordul bii ma juddoo ba ni ma tolloon ji ñi masaguma gis sénégalais bu taxaw ci rajo wala télé waaw ne woy président yi fi jaar diw def na fii par exemple comme jamono président Macky Sall waaw ñu ne président Macky Sall day keroog def na nangam liggéey na place sangam gis na di lu baax la nit ki bu defee lu baax da nga koy wax lu baax nga def waaw su defee erreur nga ne kii waru woon def lii léegi loolu jaraf loolu su waay def moom laa bëggoon laaj président bi malekta waaw xam nga président moom li ma ko waxee sànq rek xam nga président li tax mu neexal toogal mooy boo ko laajee lay tontu waaw te loolu dafa am solo waaw ndax wër-wërloo moom néewu ci man xam naa loolu du wër-wër léegi li ma bëgg a xam mooy ndax président Moustapha Diakhaté tey mën naa lim juróomi mbir yoo xam ne nii jàpp na ne yu baax la loolu yoo xam ne njiitu réew Macky Sall moo ko fi def ndax lu ci bari buñ koy dégg ci jamono yi moom surtout dafa mel ne opposition la gën a jege que njiitu réew mi Macky Sall waaw loolu moom xëy na sa gis-gis la waaye man dund ma loolu xam nga lu tax nga di dund loolu yow da nga tàmm ci Sénégal nit ki bu àndee nguur lu mu def mu ne baax na yow loolu nga tàmm wala bu nekkee daa nekk ci opposition lu nguur def mu ne bon na man nag damaa jàpp ne adduna gën naa yaatu loolu ànd ak nit ki warul tax lu mu def nga ne baax na ñàkk ànd ak nit ki warul tax nag lu mu def nga ne bon na man de li nga xam ne moom laa fas yéene te loolu yàgg naa koo dund mooy lépp lu ma gis ne lu baax la ma ne lii baax na
su ma gisee lu baaxut it nag ma ne lii baaxut man c'est comme ça que je fonctionne te jàpp naa ne opposition noonu la war a doxalee xam nga ci démocratie opposition partenaire au pouvoir la parce que daf koy wax ay ayibam gis nga nit ki lay wax say ayib boo dee nit moom nga war a gën a fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a astaghfirullah benn saaba dafa am mas a wax ab taalubeem daf ko mas a wax ju rëy maanaam yëkkatiku mu tibb suuf xëpp ba ci gémmiñam ne ko yonent bi moo leen ko digalal gis nga ki mata mooyu ki la naan la sa lépp a baax amuloo ayib soo ko dee déglu day mujj boo defu ndànk da nga jàpp ne yow ci wujj yàlla yi nga bokk amuloo ayib ñàkk ayib yàlla rek la dal nit koo xool biir booti biiram fekk ci téex sëñ Moussa Ka moo ko wax maanaam nit ku amuti ayib amut mais li bon mooy kii daal nekk na ci nguur gi maa ngi moom a far lu mu def baax na soo defu ndànk da nga ko sànq kii nag nekk na ci nguur gi d'accord maa moom lu mu def baaxut loolu li mu indi mooy ñaari bis boo ko waxee ba falu da ngay am problème parce que bu fekkee li mu def dara baaxu ci lépp nga war a dindi te lépp na su ko dindi kon encore une fois dama jàpp ne ñun noo war a xoolaat ni nuy waxee ci politique ak ni nuy politiquer waaw man loolu moo ma gën a yitteel di limal Macky Sall bu ma yemoon ci juróomi la baax ci la def ci réew mi lu baax su boobaa ma jàpp ne échoué na Macky Sall def na ci réew mi lépp juróom yu baax waaw def na ko ci réew mi am te kon nag am na loo xam ne des na ci liggéeyam dëgg pire la wax. waaw xoj nañu léegi dañ koy terminer benn question boo xam ne da ngeen koy bokk bu ko defee ñu tëj. muy ban. Macky Sall nee na lu bari loo xam ne da koy jot ci ay jafe loo xam ne buñ ko réglé day di ay conflit xam naa bi nga ko waxee dégg nga ko ci mbiri foncier la suuf na ko tudd Sénégal tudd lépp. waaw loolu moom xam naa dañ leen di bàkkee sax ne yéen ngeen bëgg suuf lool. pël dañ bëgg nag lool. ah pël yi dañoo bëgg nag lool. waaw ko yéen ngeen bëgg suuf waa jaraaf waaw. maanaam lan nga yaakaar ne tey bu ñu ko defoon ay coow ci wàllu suuf bu terrain ba jaay nañ ko kii ñu ngay xëccoo nangam yu mel noonu day daal di jeex ndax yow dégg nañ li ci du benn du ñaar ci yu mel noonu. waaw parce que xam nga dafa am lenn lu nekk ci réew mi muy suuf nag damay wax toujours ne ni mu mel ci bayre moom moo ko mel dorog yàmba jigéen nga yam ay affaire suuf si bu ku nekk meloon na nga war a mel rek du am problème kii kan ngeen ko jegeñ pouvoir bi waaye dégguma ñu ne moom fële lële moom lële xam nga jël man dafa am lu ma neexul ci réew mi fu nit sàcce ay suuf état lay tudd te man gisaguma ku tudde doomam état mas ngaa gis fii ministre wala ab directeur de société bu tudde doomam état bulletin yi ci réew mi yëpp amul benn bulletin bu ci tudd état mbool ñoom ñii nga xamante ne ñooy def lu ñaaw nañ koy denc Alaaji Moustapha wax na léegi ne firil na la diine pouvoiram coutume pouvoiram état pouvoiram mais nga defe ne tey bu fekkoonte ne tey gii dañuy nekk ci dëkk wax naa léegi ne la borom dëkk bi moo tudde jaraaf waa ngoon defee nga ne benn titre foncier ginnaaw léegi lépp am nay marque bu ñuy traité bu ne war ko jàllale ci fii parce que fii ma toog ni di wax ak yow maa ngi ak dossier boo xamante ne war naa dem seeti Mame Boye Diao te du ma xaar ñu ne man nee na nga ñëw mu recevoir parce que foofu pour noonu la sénégalais ko moom te dinaa dem bu ma jëlee baax na bu ma jëlul baax na ma ñibbi rek waaw mais loolu garaaw man waaw bu ma nangoo rek ma xaar amul problème pour ma def leneen du ma def leen waaye nag su ma gémmiñ gi lu ma leer lu ne ba ma ko si waxee bu kenn wax kilifa du yàq man kenn du ma dégg may ñu naan jaraaf tey xeexkat parce que nii non bi ma nekk xal sax melu ma noonu mais li ma bëgg
mooy état du Sénégal sa waay li mu wax dëgg la dañu dàq coutume dàq diine suñu dégagé wul woon def nu ay wëjj duy régler problème mu suuf da nga oo borom dëkk bi wala déet soo demee fii si pont wu Cheikh Béthio jàpp piste ba jàllal na si lotissement mais fii mu nekk nii ba léegi Wakaam kenn waxu leen dara est-ce que war nañu toog ba heure bii te war ñu convoqué mën nañu jël seen téléphone rek ne Jaraaf ça va na nga def est-ce que duñ mën a gisee suba bu ñu ne kat ñun kat lii leen gisoon ak nii ak nii xam nga man Jaraaf boo ma faalewul Pape Maguette xam nga lu may def damay toj sa bopp tojaale boppu maître te loolu mën nañ si bañ a àgg parce que Sénégal ñun ñëpp ko bokk comme dañ ko bokk nag dañ koy waxtaane mag ñi dañ wax ne lu dul jàmm jàmmaa ko gën est-ce que dégg nga wax bi xam nga coow nañ fi ak mbakk yu fay mel mais du mbakk yu du man moom au contraire moom sax laa doon jàppale li may wax am na ay booy Wakaam ñu ngi fii bii ma ñëwee si réunion mag ñi dégg wax bi dama wax Birame Ndiaye benn ndey jàmbur ne ko non booy mën na ñëw mais bu ñëwee amul débat xam nga woo lu may éviter riir woowu yóbbuñu ba ñu indi problème ci réew mi jaru ko bii ma génnee si jumaa ji dama dem suma kër 3 heures 4 heures booy yi ne dërët fees del si kër gi ça va ñu ne ma non Jaraaf suñ ñëw réunion tey ni nga ko yàqee mu ne xam ngeen maa ko yàq sant naa si yàlla toog leen xam nga pour la mais Jaraaf moom dafa mel ne ay na ci yàq ay réunion yooyu de. non parce que bëgguma woon. parce que Jaraaf moom xam naa ne réunion bu ko neexul du am. loolu yàgg na loolu yàlla def na ko yàgg te jamono yi Mamadou Diop sax noonu la woon mais dama la bëgg a xamal ne mag day defar bii ñu defaree ba àgg foofu fekk na am na yeneen réunion yu am ci biir dëkk bi ñooñu pour ñoom dañuy defi lu leen neex ma waxaat la fii am na sànq wax nga ma ko boo xoolee yooyu am noonu ba coutume bi organisé wu est-ce que loolu baax na ci réew bu coutume bi organisé woon tey laa la wax ñu dem ba ci biir ñu xeex bii gars yi xeexee mbakk yu fay man fekk na maa ngi foofu di arrangé fa laay yendu ba ko foofu laay yendu ba ngoon lekk moom ma yóbboon suma kër parce que xam nga un diabétique da ngay teel a lekk sinon da ngay waar toog naa fa suba ba 5 heures soo laajee booy bu wax lu du yoon damay dóor direct. ah kon yaa ngi dóor direct man bu may sibile dinaa la invité bu soobee yàlla. non ay mbokk lañ maître dama ne gis nga bi ñu demee ba si biir dama dem suma kër toog rek añ bi payal benn ñaar téléphone bi sonné ma xool ñu ne ñu ngay xeex noonu laa dem si demandé ñu jox ma benn Vimto ma forcé parce que sucre bi ay bañ mu daaneel ma foofu ma def loolu pour wax la ne la dama si dem ba jeex mais si fin bi dañu ne Jaraaf Youssou Ndoye moo tooñ. affaire bi tourné ci yow ñu bàyyi président bu joxe ci xalaatam. joxe ci sa kàddu ci wàllu suuf si. waaw la yow xam naa ne géographe nga def ci biir noonu. il faut qu'on aille xam naa loolu moom di ci war a xam lu dans les questions li ma waxoon ci départ ba ci ñu jëlee indépendance. waa politique yi génne diine ak tradition bi ci nguur gi loolu moo am ci suuf si 1960 bi ñu amee indépendance état bi daa jël suuf si aakimoo ko tuddee ko domaine national ñi nga xam ne ñoo goroon suuf si seeni maam moom ko ñu génne leen ci voilà le problème de fond lébu bëggut suuf pël bëggut suuf dañoo moom suuf bi ñu amee indépendance nag état bi jël suuf si moom xañ leen ko tey jii boo xoolee Ndakaaru kër yi nga fii seen 90% yi amuñu titre foncier soo demee ci àll bi baykat yi amuñu titre foncier ça veut dire que état bi nee na maam moom suuf si moo tax sànq bu muy wax def ne directeur des domaines dafa nga ne Jaraaf war naa seet directeur des domaines di wax ak moom ci suuf ci lébu gi Dakar non c'est-à-dire que ñun man jàpp naa dañu war a xoolaat dëkk bi niñ ko tëggee te gis nga tey bu su buñ fexewoon ba nit ñi ami titre foncier ci seen i kër
amee titre foncier yi ci seeni tool da nga gis koo xam ne day xëy yeewu ñàkk balaa jant su mu nekk milliardaire parce que mais yooyu xam nga yooyu ñañ ko dénk mooy fonctionnaire yooyu nekk direction des domaines intéressé wu leen li leen intéressé mooy yu mel nii bañ a am maanaam am jàpp naa ne sax bu ñu bëggee nag suufu Sénégal mucc li ñu war def mooy génne ci waa domaine parce que la jub suuf boo fi dégg double boo ko def ñoom ñoo koy def waa domaine ñooy dagg suuf si di jël di jaay wala ñuy may seeni xarit te loolu li ko indi mooy parce que état def ne maa moom suuf si donc loolu moo war a deñ donc c'est-à-dire que il faut que man dama jàpp ne foog Sénégal toogaat ak boppam xoolaati ayibam c'est pourquoi bon dialogue bi président def jàpp naa ne xëy na baax na waaye dialogue bi gën mooy Sénégal wax ak boppam 557 communes yi ci réew mi ñu tëgg fa ay waxtaan nit ñi toog jàkkaarloo xool naka la ñu bëgg seen réew mel ci 60 ans yi nu jëm. ndax dialogue bi président am na ci yaakaar xam nga li mu dooree nag moom ci coow président ñoom yokku man de personnellement amu ci yaakaar wax dëgg yàlla dialogue nag jàpp naa ne lu baax na waaye bii moom parce que li ñu war a dialogue du loolu. non ba ànduma ci ñi ñu yóbbu ñi fa yóbbu mais non c'est-à-dire que le mal du Sénégal boo xoolee ñee fa dem du ñoom ñoo koy saafara parce que c'est la même élite politique ñoom ñoo am conception ci ne Sénégal état bi moom suuf si Sénégal sëriñ si bokkuñu ci Sénégal chef traditionnel yi bokkuñu ci ñu mel noonu nag bu ñu dajee di waxtaan daañu waxtaan bañ àggal waaye réew mi du ci gis boppam kon encore une fois damaa jàpp ne li nu war def muy tëggaat gi ne Sénégal gis nga Sénégal gii nu fi tubaab bayee du sunu Sénégal Sénégalu tubaab yi la ñun ñoo ko fa war a dindi man de bokk na ci loo xam ne daa ma sa nekk sama xeex naka jekk nu ñuy def ba làkkum français mii ñu imposé nit ñu dindi ko fi ñaar maanaam armée française ñu jëlee ko fi nam tëddati beneen bi ci des mooy franc CFA xëy na lee mu dem c'est-à-dire que am réew parce que tubaab bi ñu fi ñëw dañoo ñëw fekk fi république lébu ñu not leen nangu ko fekk fa Kajoor ñu amee royaume ñu not leen taal daara yi lakk yëpp jël réew mi not ko ba muy dem nag mu fabriqué nitu boppam yar leen jàngal leen def ci ñoom jikkoom dénk leen réew ñooñu ñoo ba ñu toogee dañuy tubaab yoo xam ne dañu tubaab yu ñuul lañ maanaam pour ñu tubaab waaye jikkoy tubaab lañ yor. tey président Moustapha Niasse ni mu xamee Sénégal ak yéen bi am ci Sénégal yaa ngi koy wax. ban Moustapha ngay wax. waaw président Moustapha Diakhaté. waaw Moustapha Diakhaté. waaw voilà maa ngi si jégalu. waaw waaye loolu. ndax fi mu ne tey Moustapha Diakhaté xelam dina ci nekk mu dem ba jamono mu taxaw ne day laaj pour nekk jiite Sénégal comme xam nga loolu aussi bokk na ci suñu problème mu Sénégal man li ma jàpp mooy li ñu war a régler d'abord bala ñoo dugg ci nit di laaj nguur ñu seet lu mu bëgg a def c'est-à-dire il faut que ñuy liggéey ci projet maanaam kii laaj réew mi lan la bëgg a def ci réew mi au lieu ñuy xool diw moo bëgg a laaj réew mi Sénégal boo déggee ñu wax nag dañ naan diw moo bëgg a laaj réew mi diw moo war a remplacer diw mi ngi rouler pour diw déedéet lan war def mooy kii laaj réew mi lan la bëgg a def loolu duñ ko réglé moo tax ñaari ku follu ku ne bu toogee ñetti fan gaa yi bëgg ko folli c'est-à-dire que dañu war a xoolaat ñun approche yi ñu am c'est-à-dire que ñuy ànd ak nit ñi ci projet mooy lan xam nga leadership mooy lan koo xam ne dafa ne fii laa bëgg a yóbbu askan wi fexe ba askan wi gëm ko ànd ci ak moom gis nga loolu moo may sëñ Touba ndam ne woo joor yi ne leen fii laa leen bëgg a yóbbu tàggat leen bañ nangoo ànd ak moom loolu moo jox sëñ Alaaji Malick ndam moo jox maam Abdoulaye Niass ndam moo jox imaamu mii ndam c'est-à-dire que ñun waa politique ñun ñoo war a góorgóorlu fexe ba xam réew mi fi ñu ko bëgg a jëmee moo gën ci réew mi fexe ba réew mi nangu ne looloo gën ci ñoom su ko defee bu ñu ànd ak moom ànd ak day gaaw. macha allah président moom li ma neex ci moom danaan ñun waa politique moom responsabilité da koy jël ba mu mat sëkk boole ci boppam loolu it dafa am solo ndax booy wax dëgg itam da nga koy tàmbali sa bopp. xam naa maître mu mel ne mbir yi jeex na bu ko defee rapidement rek bala ñoo tàggoo dama cee bëggoon ku ne ma tuddal la juróomi nit yi ku ma ci tudd rek nga wax ma loo yaakaar ci loo xalaat ci parcours am ci émission bi la bokk. bismillah. damay njëkki ak sa xarit sa kii président Macky Sall. waaw xam nga Macky Sall rek damay wax toujours de moom rek doy na programme maanaam nit ki mën naa jóge ci waajur yu yorut waajur yu jàngut république defar ko ba mu doon président de la république waaw loolu rek programme la maanaam tey ji war nañoo mën a fexe moom war naa mën na jox exemple waa réew mi ne leen xale yi xool leen ci man doonu ma ko ci ndey doonu ma ko ci baay dum njàng du alal waaye nag tey jii république bi defar na ma ba ma nekk président de la république loolu jàpp naa lu mat a moom rek doy na ci sëkk waaw. lu ma xalaat ci moom bon li ma jàpp mooy moom damaa jàpp ne cat da koo jàpp ndax na wax dëgg yàlla
mënoon naa maanaam mbirum politique mën na ëpp lii waaw parce que man ci Idrissa maa ngi ko xam 1987 loolu yàgg na xam naa ci moom xereñ xam naa ci moom yow waaye la ma ko doon wax rek dama jàpp ne li ko dal mooy bi ko Abdoulaye Wade di dénkee ab banc da ko def fauteuil waaw Abdoulaye Wade dafa falu nekk président de la République am lu ëpp juróom benn fukki at pardon nekk secrétaire général d'un parti am lu ëpp juróom-ñett fukki at jël ko taf ko ci wetam ci état bi taf ko ci wetam ci parti bi su demee ba ñàkk ko jàpp naa ne moom moo aw doxinam moo def erreur. Khalifa Ababacar Sall. waaye suma xarit la li ma ci métti rek mooy lii ko dal jàpp naa ne nattu la nag nattu la moo ko dal waaye wax dëgg mënoon naa bañ a demee nii loolu itam jàngat bi ma ci jàngat mooy li may wax toujours ku ci falooti soo ñëwee ka nga toogoon ka nga remplacé ña mu doon àndal bu leen jël di collaborer ak ñoom wutal sa nitu bopp duñu la jay duñu la dugal ci tooxi doonu Khalifa bu àndoon ak ña waroon àndal yor mairie Ndakaaru lii ko dal du ko dal ndax am na loo xam ne kenn du ko def loo Karim mooy sa wàll. bon Karim moom xaw ma ko bu baax li ma ñaan nag mooy ginnaaw dañ ko condamné woon ci kër yi te bañ koy jàppit nag ñu tuddoon ñaar fukki nit ak juróom moom rek daanaka lañ ci jàpp ma jàpp ne loolu nag mat naa seetaat parce que damay bañ Sénégalais yi jàpp ne ñun dañoo yor justice su kumba am ndey ak kumba amul ndey wala ñu def li ñuy wax la vengeance judiciaire maanaam jël yoon di ko xeexee ginnaaw condamné nañ ko gracier ko nekkul ci réew mi ma jàpp ne war nañ koo may mu dellu si waat ci réew mi ndax condamné nañ fi ñeneen ñu teg leen ni daan te taxul ñu génn réew mi ma jàpp ne Sénégal warut a exiler doomam te nag Karim Wade doomu Sénégal waaw. bon kooku moom xaw ma ci moom lu bari waaw xaw ma ci non du ma ci sori parce que xaw ma ci moom lu bari xam nga man samay combat moom dafa xaw a yàgg maanaam combat syndical combat politique xaw ma ci moom lu bari waaw. ci noonu aussi la ñuy jeexale ak jaraaf yow ki ma la njëkk a laaj mooy grand serigne. waaw grand serigne. ban xam naa Ablaye Matar Diop. poste grand serigne déedéet Ablaye Matar Diop si jëm boppam. Ablaye waaw moom Ablaye si boppam. waaw maanaam loo xalaat ci moom dama lay. lu ma xam wax ci moom waaw Ablaye waaw. lu ma xalaat ci moom taxawaayam doxalinam ci réew mi voilà loo xalaat ci moom. non Ablaye nga tuddee nga ko doom yow sa xarit bi. waaw Ablaye suma doom la sax. sa doom. du Diop monsieur moo ko jur man maam ñaaña kan moo ma jur maam ñaaña kan ak Mariam Diop Mokhtar mi jur du Diop monsieur ñoo bokk ndey dégg nga wax ja Ablaye baax na dinay doxal li mu war a doxal mais parfois dafay doxe kersa wala dafay doxe loo xamante ne muñ la te du demee noonu njiit da ngay décider ndax dégg nga fi may waxee Ablaye waroon na maa nekk grand sëriñ bi nga xamante ne dem 100% parce que réew mi dafa toll foo xamante ne nekkatul ñu naan si jamonoy Senghor affaire civilisation ak affaire yooyu affaire yi fala xela lii nga xamante ne moom la lébu gi wax si yoon nan ko def mais moom daf si bari yërmande te yërmande du doxalam réew Ablaye daal pourcentage am war na mën nekk ay 90 mais 100% non parce que 100% pour nga nekk si jamono bi gisoo président ak kii ak laaj gi Moustapha Diakhaté bokkuñu xalaat ñeneen jëlee nañ ko si yoon wi mu nekkoon ne teg ko nekk ko xam président xam ne déggloo ko si xeex da nga koy dégg rek mu ne teg rek kanamam sax loolu la joxe kanamam loolu la joxe dinaa koy wax sama ñaari jabar yi seen kanam yi lewet yi bu ngeen ma bëggee dugal si musiba da ngeen ma si dugal mais moom it gars yi ñoo koy dugal si musiba. Alaaji Mbacke Faye. Alaaji Mbacke yu ku baax la parce que vraiment man ku nekk damay dégg ñuy wax rek mais Mbacke yu Faye ma suñu taxaw waxtaan. lu dul keroog ba mu yónnee doomam ne ko dama bëggoon nga seetal ma jara ma wax ko ne que bu mu sax yëngu. bu soobee yàlla lépp dinañ ko arrangé. waxtaan rek moo fi nekk si réew mi. bii may gisewaat ak moom mooy bii ma yendoo foofu si place bi ba sonn dem kër ga doon añ ñu ooma ne ñu ngay xeex
ma daw den fexe bi pour que xeex bi bañ a sori foofu laa leen fekk salaamaaleykum ñëpp fay nañu moom fayul mais ndekete boobu xàmmee ma parce que booba veste laa sol xam nga tey sax veste laa waroon sax ah wëñ mbokk mais bii mu demee noonu bii ma xàmmee nag mu ne ma amee jaraaf kërëb ma ne ko non mu ne woon dama la xàmmeewul ma ne ko non xam naa loolu man xam nga kenn du ma lambi-lambee moo tax damay bañ sax woykat yi di wax ne jaraaf yu su ndoy tey ma lambi-lambe déedéet man nag may lamb rek daj ma baaxul ma ne ko léegi maa ngi ñëw fekk gendarme yi ñëw ma demandé ne ma goos yi ñu ngi dem si gis nga banque Ecobank bi waaw Ecobank bi dafa am xaalisu jàmbur bu fa nekk ba fa dëgg ne yàlla te réew mi war ñu kaa teg ma doon dem di arrangé gi loolu maa nekk leen maa ngi ñëw ma daw dem mais dama la bëgg xamal foofu ne la moom si nii ma gisee deful du dama ko ragal de suba bu defaatoon dara ma waxaat du bokkaat yi sax lii tax sax ma ne la ku baax la dama ko wéer si Masalikul Jinaan waaw waxuma la réew mi waaw mais Afrique waxuma Afrique monde bi fu Sénégalais nekk war ngaa mën a tiitaru sa biiri moroom yooyu waaw kay ñu baral ko président Macky Sall président ba Macky Sall waaw président Macky Sall yow fa dëgg ne yàlla nag bonul na parce que lii mu def si réew mi waaw du jeex man maa ko wax te dama ne su ma doon moom sax waxi 3e mandat ak 5e mandat kenn du ko fi wax lu tax Sénégalais yi seen boppa yor nañ ay bët te bët ab netta la waaw gis nañ fi Abdou Diouf ñu naan xamul yëguloon sax ñu ngi togg ñu ngi jënd meew si ay mbuus kooku dañu yëpp wala lu loon xam nga loolu bu ma ko déggee damay décourager si meeting yi ma daan def pour wax la ne la président yow tegloo sa bët xam nga yéen journal si yéen bi man si information gisuloo ko boobu ba léegi mu ngi inauguré def yoon ba même xam nga man mas nga xam ne carrelage laa def non moom dama toog dem ba mu man ma si journal seen journal sax ak seetaan usine boobu dugaloo fi ne nga am mbégte dama léegi kontaan président Idriss Seck Idrissa Seck bëgguma wax di nëbbatu parti yi nañu bàyyi liggéeyante bi daa ko wax liggéeyante ma ne jaraaf luy loolu day laaj leeral di xamaluma ko dara mais kii yi ma àndaloon moom la daa àndal dans les temps waaw booba Idrissa si kii su ma doon moom waaw damay demaat si ay sëriñ si réew mi am nañu mel noonu si réew mi mu fexe pour que ñoom seen bopp ñu ñaanal dafa soxlay ñaan moom waaw maa ko wax bu ma teet bu ma yër man xawma si dara mais dama bëgg rek pour que loolu nekk te bu ñëwee di ko déedéet yow doo man du may ñaan waaw mais soxla nay ñaan daal man du may ñaan mais soxla nay ñaan parce que ba xam nga lan mooy problème waaw capital bi Dakar gi la nekk te ñoom ñëpp kenn ku si nekk say xar fa fuufa fi nga koy suul fii ci Dakar xam nga noonu suñu programme mooy jàmm na am si réew mi ngoon dama wax ne waaw bu fekkee luñ ko teg la ñekk ko teg nañu am yërmande su fekkente ne ñooña dañuy am problème moom dafa am problème na jéem a tem seeti gi waxtaan ak nit seet ku baax koo xamante ne dina ko téyel ginnaaw da ngaa gis daal loo xam ne da ngaa gis lu diis lu betti loo xam ne dañ koo teg ci kawam non dama gis ne waaw dama gis ne si ab président Abdoulaye Wade bi fi président Abdoulaye Wade nekkee waaw du 2012 lañ def élection yi waaw si biir ñuy régler réew mi dañ si séenaale moom ak Ibrahima Fall benn PS bu fi nekkoon te ñëwaatoon si kii yooyu waaw kooku moom affaire bi sax daf ko fa di yóbbu borom taxaw tem d'accord borom taxaw tem la tudd waaw taxaw tem ok léegi kooku ana mu fan la ne mu ngi Sénégal xëy na
mais kenn gisatu ko si télé bi muy wax de. c'est retiré. xam nga fii damay wax toujours ne. nanu yaatal xol yi te bàyyi ñuy def. bàyyi liggéeyante wala nit boo ko waaw. liggéeyee. soo demee ba nga xamante ne lii rek a taxoon partee taxoon. nga teggi loolu nga teggi ka. dem yàq ko. des waaw waaye lii ma la wax. yow xam naa du ñàkk président Idrissa Seck na la. man déedéet. waaw non waaw xam nga tegtal ko ay. kii man comme kenn yow. du ma seet. waaw man du ma sëriñ. waaw xam nga lan laa nekk. jaraa fi dëkk kese. c'est la nekk di surveiller suñu dëkk ak Cap-Vert. ma jox la président Ousmane Sonko. ma delloo si tegal ne. waaw loolu ñu leen liggéey ñu ngi ko liggéey dëggal ko Fass Mbao. Fass Mbao. fa lañ ko def maa ko wax. lu ma si waaye wax na léegi bu jëm ci Idriss Seck. waaw. ah loolu day information de taille xam naa du ñàkk Idi ñëw dina la. déedéet teg ko ci yoon bu ñëwee doo ko ñaanal da nga koy teg ci yoon. bu ñëwee itam dinañ ko am santé waaye man wax fa dëgg. waaye mais mën nga koo teg ci yoon boo xam ne bu fa jaaree ñu teggi mën na dem seeti gars yi. yow nga xam ko def kay xëy na di ko teg ci yoon. wala mu seeti maître. déet maître kay xam naa ne xam ko màcc ci loolu. léegi ma jox la président Ousmane Sonko. Sonko. borom révélation yi. Sonko. waaw. bëgg naa trop ku nga xamante ne day bañ. boo ko gisee sax nga xam ne kii dafay bañ moo mën a yem. ak sa waay. waaw ma nuru ay affaire. mais man li ma gën a bëgg mooy dal. dal. man meluma noonu. moom melul noonu. am na beneen booy bi doomu Jean Paul Diaz. sunu mbokkum lébu. Barthélemy. noo nuru ay allure. est-ce que da nga fi ma jëm. waaw. nanu fexe pour que ñi ànd ak moom. waxuma ñu toog ba ñu politique yi. mais nanu xam ne réew mi. fii mu nekk nii dafa tàng. soxla dal. dafa soxla dal. sinon. si loolu sax président Diakhaté. ma la siy demandé ne. sama yaay dafa doon wax ne ku ñëpp jéppi du ngeen jéppinte. dëgg la. bon président yéen a koy téye yéen a koy digal yéen a ko war a forcer si nangam ak nangam mooy am président. bu ngeen fa jógee dafay yàqu te bëgguñu mu yàqu. bu jógee ñi nga fa. man noonu laa gisee. parce que bu la kenn tuus bi nga waxee sànq ne doo si jóg. suma xol dafa sedd. parce que njiit dafa métti. da ngay jékki-jékki ñuy waxee ni ñuy waxee ne mais Pape Maguette attention parce que ku baax la ci lan parce que réew tam dañ koy animé mais seulement nañu xam rek xam nga réew comme oto la dafa am foo xam ne da ngay rétrogradé waaw. dafa am foo xam ne da ngay forcé dem accéléré waaw. mais booy dem nga xool ni ngay dem waaw. mais man si sama gis-gis damay gis ne damay réew mi ñoom dañ koy tàngal waaw. ba boo nekkee à l'extérieur sax te dégg olof da ngay defe ne réew mi 1 2 3 rek mu tàkk dégg nga fa jëm waaw. parce que si loolu même bi ma jógee Casamance doon naa ko wax si rajo yi par exemple tey Casamance dafa am jàmm waaw. am na jàmm ma jox la président Abdoulaye da nga jeexalee ko rek. président Abdoulaye Wade ku ko téewoon laa teewoon. waaw da nga koo bàyyi léegi. parce que man mënuma d'accord waaw. PDS ak ni mu toll waaw. su fekkente ne bu yàggul bii bi ñuy defar bi ñuy inauguré Masalikul Jinaan sëñ Muntaxa ku baax ki yal na ko yàlla dolli jàmm amiin amiin dolli leen ko amiin waay. bu leen jubalee moo président defagul at wala mat na at matal ko dëgg la. bu fekkee dafa gis sax loo xamante ne bu ma ko waxee kat sax mën na yàq sama diggante kële daf ko war a bàyyi xamul tax dafa war a bokk tey si ñiy sere réew mi moom Abdoulaye Wade. waaw dégguloo si waaye léegi li mu wax si Karim Wade waaw. maa la gën a bëgg mu ñëw mais moom wàllam wéy na na leer parce que attention président Abdoulaye moom laa doon jàppale waaw. xam nga coow ci réew lu mu mën a jur lu bëree bëri président Abdoulaye bu Abdou Diouf nekkee ba ni mu fi ñëwee man suma papa Mbaye Ndoye man si événement Abdoulaye Wade si la mu jëli montram bay ñëw fuul bi ñoo dal si kawam mu daanu suma doomi papa yëpp buñ dëgg ko dëglu rajo faj yi doo ko si dégg man la ko wax te teew bu mu nekkee taxaw dañ koy jàppale
bon am na loo xamante ni ñun ñoo ko war a bañ. d'accord xam nga muy lan. président Abdoulaye Mag la ah. maag la. te ku dem si fekkee si quarantaine. prévoir ne moom ci région yi la dëkk. est-ce que amul faux bulletin. non na leer parce que ñun dañu bëgg Sénégal ñuy dox ci doxin boo xamante ne jàmm rek la am. parce que ñun lébu. sunu mag yi mag yi daal di waxtaan ak man. mais est-ce que xam nga dafa lay mel ni dañ ñoom dëgg leen leer ne. waaw ñii dafa leen wóor ne ñoom ñoo ñu jëkk a dee. billaahi. xam nga lu ñu wax. waaw. Youssou bu ngeen demee. bu ñu fi jógee. bàyyi leen seen xel si lii ak lii ak lii. waaw kay. mais loolu mooy mag. mais man bi ma déglu affaire bi barka démb. si fajar. information boobu. comme si façon. Kanda gañe la doon ànd ak dem si di waxtaane président sax ma déggaat beneen waaye wax si ne. non ñoom PDS dañ am doole dëgg la wax. bu mu ko yàqa. waaw kay. ku ma dégg may wax nag. man mii daan voté gi pour Ablaye Wade. waaw maay wax. waaw. boo ko bëggee critiquer. waaw sama numéro téléphone siiw na ñëpp. ku ma oo dinaa la expliquer. waaw muy doon jàmm yàlla na yàlla doon di jàmm. amiin jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Youssou Ndoye xam naa ne dañ lay bàyyi nga tàggoo bu kii rek. bu ko defee ñu jox président jox maître tëj waxtaan wi incha allah. waaw góor man nag tey li may tàggoo. parce que man maa ngi si jeunes yi. xam nga dama sax ne su ma génnee àdduna. waaw. nañu bàyyi xale yi décider fan lañ may suul. ñoo xam. waaw. mboon. bu ma déggee riiru pétrole bu dugg si dëkk bi moom xool dafa la sedd. d'accord nañ si loolu. waaw may ñaan. pour que pétrole boobu. loolu moo tax may ñaan toujours. pour président réussir. pour que bu réussir. xale yi am ay place parce que li may gis suba du ma neex. damay yow damay xool xale yi. da ngay dem Dakar gis nga ñi ko nekkan kër kii naan dama sonn kii naan fii kii naan fële. loolu laa bëgg mu jóg si réew mi mel ni Arabie Saoudite ku jóg liggéey. yàlla mi dara teewul mën na ka parce que ni mu def ba arrangé ñële. mën na kaa def ba arrangé ñun. yàlla mi arrangé waati na. yàlla na arrangé waat Sénégal. si jàmm ak salaam. te am wér. amiin di ñaan épidémie yi mag ñi daan ñaan. waaw pour que mu jóge fi yàlla na fi jóg. allahumma amiin barke salaatul faatiha. allahumma amiin di gërëm Walfadjri. waaw. parce que sa waay wax na léegi wax boo xamante ne. waaw. wax bu wér la. gis nga yéen Walfadjri. lu ngeen war a def seen bopp mooy. benn Sénégalais contrôlé. benn. xam nga la. yéen bu ngeen informé Sénégalais yi. nit ñi dañ koy dégg. nii ngeen di wane muy lu metti gars yi parce que man suma classe gi seen journal daf may nag ngeen ko tudd daf may dunda parce que nëbbu leen ñu daal ñoom maître koy bind quoi ñoom la ñoom bind très bien maître waaye yàlla na leen yàlla aar gis nga instant bi nga xamante ne moom ngeen di def li ngeen di def dafa am solo ku am xel day xam ne ñii dañuy bëgg nit ñi xam du ko Sénégal li fa ne pour yërmande mën a tabbi ngoon yéen ak yeneen journalistes yi si réew mi yal na leen yàlla doole allahumma amin ak Mouhamed président Moustapha Diakhaté waaw d'abord ma gërëm leen évidemment ci daje gi ma fi dajeek Jaraaf ngeen may occasion ma wax ak askan bi rawatina ci nag bi mi nga xam ne moo doon filmé moom bi muy jàng arab dafa daan dem seen école di leen jàngal français ngir ñu gànnaayoo ko kon bu fekkee tey jii ñëw naa mu nekk ci Walfadjri di fi liggéey du ma def lu dul béyee ko bi ñu desit nag mooy Walfadjri dafa bokk ci li muy wax patrimoine lu réew mi surtout pour ñun démocrate yi ndax dafa toll jamono yoo xam ne fu nit waxee yow jamono na ci dëkk bi ci contexte boobu la Sidi créé journal bi ba mu mujj nekk télévision kon encore une fois jóge na fi waaye man rafet naa njort ci ne day wéy wéy googu muy wéy nag ci sama wàllu bopp lu ngeen jàpp ne war naa ko ci am mën a dox mooy bu ngeen ma woo ma ñëw waxtaan ak yoon réew mi seetaan ko man je suis disponible ñaar yi may mujjee rek mooy may fàttali waa réew mi ne Sénégal am na pétrole léegi nag boo xoolee réew yi ñu wër ay musiba nga fa am muy Mali Niger ak
ak Burkina Faso. naam foofa naam Sénégal ay mag ñu baax a ngi fi waaye nag foofa it mag ñu baax nga fa. ñëw ay musiba am commencé am. ma jàpp ne loolu nag bu ñu ci bëggee mucc. maanaam jariñoo suñu pétrole bii. tam bañ a indiw lor. fexe ba yooyu musiba yooyu am ci réew yi ñu wër. mu bañ ak Sénégal. fokk ñu lëkkale réew mi. fokk ñu ànd. te nag ànd nga dëgg rek lal ko. waaw bañ a nekk ànd politique politicienne. ci biir loolu nag may fàttali man ñi nga xam ne ñoom laa bokkal parti. ne nañu xool Sénégal maanaam enjeu yi réew mi nañ ko jiital ci ay affaire politique politicienne rawatina ci di jëw ñoo xam ne dañoo wute ndaje yi. loolu amul benn njëriñ Sénégal xaaral nu foofu. yaakaar yi ñu am ci Macky Sall mooy mu defar réew mi bokk ci président yi gën bu néewul président bi gën. parce que loolu ci lañ war a mobiliser wu te bàyyi ay détails yoo xam ne réew mi soxlawu ko. ñun maanaam war nañoo jomb li ma wax caaxaan yoo xam ne réew mi du ci gis njëriñ encore une fois daal kon sant gi maa ngi leen koy yeesalaat Walfadjri dina xam ne daal ci à votre disposition muy guddi muy bëccëg su ngeen jàppee ne daal su ngeen bu ma ñëwee di wax ñii laa ñu déglu wala ñu leen seetaan je suis disponible parce que loolu lu ma waral loo xam ne waraloon na ko si waaw jërë ngeen jëf jërëjëf mais président Moustapha Diakhaté président kii nu mu tudd. maître Pam Ndiaye. waaw comme jaraaf tam na ma garab waaw mais maître nag la fàtte woon. dinaa ko nangu wuyu fépp. waaye ko wax c'est un juriste ça. ah oui fii barka Rasulullah léegi da nga koy dégg léegi da nga koy dégg daal di kontaan. parce que su surtout si jigéen ñi rey ak yooyu. may kontaan léeg-léeg. jërëjëf di rafetlu rek li nga xamante ne moom mooy xam-xam bi nga xamante ne moo fi génn di am yaakaar rek ni dina jëriñ ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñuy bàyyi xel Pape Maguette yow tamit ma lay gërëm bu baax a baax ci boole bi nga ñu boole ci li nga xam ne moom mooy jotaay bi di tënkee rek ci ñaari mbir yi nga xamante ni moom moo ma gën a marqué ci waxtaan bi bi ci jiitu rek mooy li nga xamante ni président proposé na ko mooy la naissance d'une deuxième république boo xamante ne kilifa diine ak kilifa aada yi dañ leen di joxaat bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy seen cër ak seen wàll ci doxinu réew mi bañ leen tënk rek ci comme ni mu ko waxee ci li nga xamante moom mooy simple régulateurs sociaux alors ñaareelu mbir bi tamit mooy lu jëm ci wàllum foncier bi nga xamante Pape Maguette dañ ciy nemmeeku jafe-jafe yu bëri ma amoon ñaari mbir yoo xamante rek dama ko ci bëggoon sànni bi si jiitu mooy damay fréquenter tribunal di gis problème yu bëri yoo xamante ne dafay am ñaar ñu jote wàllum suuf mais tribunal parensa yi ki nga xamante ni moom la ñu porté plainte moom lay ñëw daan ko ne ko boo génnee nga fay ndàmpaay sànkam kooku tëdd kasoom génn daal di occupé waat terrain jàmbur bi nga xamante ne ba léegi daf ko yor loolu réglé wul problème donc côté boobu tam war nañu xool beneen taxawaay boo xam ne daf ci gën a am leneen li tamit mooy président li mu wax lu am la parensa di nga gis ñaari nit yu am problème foncier kenn ku ci nekk taxaw indi këyit goo xam ne waa domaine ko signé tamponné na ko loolu nag mënta nekk benn carte terrain moom mënta am ñaari carte d'identité loolu nag vrai problème la ak tamit ñi nga xam ni problème suuf bu am Sénégal ñoom la ñi ñu tuddee les escrocs fonciers weesu wuñ fukki nit yoo xam ni problème mu suuf bu am Sénégal ñoom la boo ma ci joxoon ndigal léegi ma tuddal la seen tur ba ñëpp xam ne ñoom la te dara du leen ci fekk nag loolu nag vraiment il faut que ñu régler ce problème là pour que problème foncier nekk loo xamante ni lu fiy jóge la dañ lay sant gërëm la bu baax ay mbokk lañ bi ma lay woo rek yaa ngi naan ma yaram wi xaw naa sutante terewul nga émission bi daf ko defar sax terewul nga ñëw bi ma yeewoo defe naa du ma génn waaye émission bi macha allah sant yàlla yàlla na leen yàlla fay allahumma amin bu ko defee sant gërëm it bu baax président Moustapha Diakhaté moom relation ak Walf moom du loo xam ne nii kii la da nga koy woo sax mu wóor la ne da nga koy dala koy nagul te du ci posé benn kii dafa baax neex a waxtaanal it waaw ndax ca la nga ko laaj dala ci tontu lu xel man kii dafa yéwén wax laaj baax na mais kii ngay laaj aussi nangu laa tontu lu am solo la dëgg la pour ñuy déglu bu ko defee ñu sant gërëm bu baax maître Pape Ndiaye suñu doyen la ñu waaye nag ku baax la moom itam vraiment ñu kii ko tardivement sax pour mu ñëw nekk suñu consultant daf ko def sans problème kon dañ koy sant gërëm ko parce que ñooy liggéey mais xam nañ ne ku baax la te loolu la ñu mos a wan quoi di suñu doyen jiituñu ci métier bi lu bari noo ngi sant gërëm bu baax équipe technique bi ñu fi àndaloon doyen Saliou Bey mi ngi ci woon chef caméraman Pape Modou mi ngi ci woon Pape Modou Faye Ousseynou Sall Ousseynou Deko mi ngi ci woon mais aussi di sant ñi moom cadre bi la di Cheikh Ouba ñoom aussi ubbil nañu ko jàpp ci bu baax sant nañ gërëm aussi bu baax a baax le directeur des programmes Oustaz Assane Diouf ak mbooleem kilifa gu nekk Walfadjri ngir ab tegale bu jubee te daanuwul ba jiitoo jubloonu yàlla na suñu borom boole ñu defal jàmm feek fukki fan ak juróom incha allah dañ fi dellusiwaat dalal ñeneen waxtaanee ba tey lu soxla réewum Sénégal jërë ngeen jëf